ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent. L'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo. L'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ci seen émission bu mag bi di arène sénégalaise altine bu nekk ma ciy fegoo ak El Hadj Ngagne Diagne ñu fas yéene waxtaane actualité lamb dañu koy nekk rek émission bu nga xam ne mooy sës rëkk ci koor gi parce que mooy émission bu nga xam ne bu ñu ko defee rek après dañuy daal di dugg ci weeru koor wi ndaxte nag prochaine émission dinañu fekk. incha allah ci biir ramadan bi ñuy ñaan yàlla may ñu fekke ak tal yàlla yi tamit may ñu lu nga xam ne nañ ko xëddeeg di ko ndogo di ko jaamoo yàlla suñu borom rawatina nag meewu l'écran bi nga xam ni moom moo ñuy gunge ci émission bi di ñu gunge yi tamit ci weeru koor wi nekk meew mu nga xamante ni wax dëgg yàlla ndogu moom moo ci ay moo ci baax moo xam meew bi nga xamante ni nii amul wala boog amul li nga xam ne moo di suukar bi boobu ñu jagleel ko ñi nga xam ne mooy diabétique yi meew bi nga xamante ni tamit moom mooy ndékki bi boobu nag dina baax lool ci ndogu dina baax ci xëdd dina baax ci fonde boobu yi tamit ñu ci gërëm waa l'écran ci defar bu sell bi ndaxte meewu nag pur la ñu ko defaree donc jërëjëf l'écran en tout cas weeru koor bi yëpp ñuy conseiller askan bi ñu koy jëfandikoo dinañu ñëw nag ci actualité xam ngeen ni li ci ëpp solo mooy bés bi nga xam ne moom la ñu génn mu nekkoon bés bu mag nekkoon i tamit bés bu nga xam ne suñu indépendance ci lañ ko am muy le 4 avril ñu ciy ndokkeel Gaston Mbengue le Don King de la lutte sénégalaise ndaxte le pari de l'organisation réussir na ko ñu ko ci jaajëfal ci confiance bi nga xam ne i tamit am na ko ci groupe E-Media ànd ak ñun ci wàllu liggéey bi El Hadj Ngagne nekk ci rajo ba man ma nekk ci télé bi pour un coup d'essai ce fut un coup de maître ñuy gërëmi tamit waa 2STV ci collaboration bu rafet bi nga xam ne moom la ñu ànd ak ñoom ba liggéey ci liggéey biñ ci liggéey ndaxte wax nañu ko yanukatu xëddeen dañuy yëgoo waaye ñi nga xam ne dañuy tox cigarette sax dañuy mayente mégo te espace audiovisuel bi yaatu na yaatu bu nga xamante ni ku ne war nga mën a ànd ak sa moroom liggéey mu nekk liggéey bu rafet loolu yëpp ñi ngi leen ci sant di leen ci gërëm dinañu ñëw ci journée bi nga xam ne kii di Sidi Diakhaté le promoteur de la capitale du rail amaloon na ko ca Thiès kaay dinañu ñëw yi tamit ci journée bi nga xam ni Serigne Modou Niang amal na ko fii ci arène nationale waaye tamit dinañ ko jeexale ak lutte traditionnelle ànd ci ak Fallou Ndiaye te 4 millions sargal ci Yékini mi nga xam ne tey jii ku nekk war na ko delloo njukkal ndax c'est une icône une légende vivante de la lutte sénégalaise loolu yëpp buñ ko dëxëñee émission bi daal di mat Alaaji Ngagne ma ci profito di jaale rek ki nga xam ne mooy suma xarit di suma wëllëre di Abdallah Mangane di kenn ci guy gi mu ko daan jàppale bu baax a baax a baax nekk doomu Sénégal nekk doomu Thiès nekkoon ni tamit Arabie Saoudite di fa liggéey bu am solo mënoon naa wax sax ni ambassadeur la woon ndaxte lépp lu nga xam ni day jëmale réew mi kanam su ko gisee da koy yombal collaboration bi entre le Sénégal ak réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans les pays du Golfe nekkoon na tamit ku nga xamante nii daan na dimbali diine ji ndax doomu daara la daan jàppale daara yi bu baax a baax ci lu nga xam ne kenn yëgu ko ñu koy jaale toute sa famille à Thiès Côte d'Ivoire la gaañu président de la République mi ngi taxaw pour néew bi ñëw lépp lu ci am rek incha allah dinañ ko wax ñu koy jaale yi tamit El Hadj Mangane di ko jaale guy gi bu baax a baax a baax parce que ku ko doon jàppale dem na loolu la ñuy ubbee rek El Hadj Ngagne. jërëjëf El Hadj Malick di la ndokkeel ci liggéey bi di la masawu tamit di la wax wa salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
fi nga ko tëjee rek laa koy tijjee di jaal mbokki màngaan moomu nga xam ne yàgg naa dégg trop miinu ma ko nag waaye lu baaxam booy na sunu nopp yi ba ñu xam ko yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na yàlla taxawu ko lépp lu baax lu mu doon def rek yàlla na ko yàlla soppil mu doon yiw am nañ ci yaakaar ndax saxru Ramadan gi nga xam ne moom la ñu dégmal ci def ko lu baax xam nga dafa am buntu yoo xam ne yi ku baax ku ne bëgg nga booy dem jaar ci dëgg la mooy buntu ngëneel yi buntu teraanga yi buntu njëgal yi te déjà dugg nañ ci koor gi déjà kon yàlla na ko yàlla taxawu te xare ko aljanna amiin di nuyuwaat réew mi nag di ñaan jàmm ci réew mi ko nu ñu ko daan defee Alaaji Malick yàlla na yàlla tàppe xol yi ñu ngi jëm ci shahru Ramadan mbokk yi fukki weer ak benn boo ci mënul sa bopp jëm ko ci weer wi ci wax lu baax ci def lu baax ci jokkoo lu baax te wàññi fitna te wàññi lépp loo xam ne li day xajamal li nga xam ne mooy koor wala ku ko fi yëkki daal ñu ngi lay ñaan nga teg ko ci suuf te jaamu ji yàlla ndax kenn xamul kañ la kenn xamul fan la sunu borom nag ci yërmandeem mooy def nag bés bu jot sax jox nañu lu ñu loo xam ne lii rek dinañ ci setal sunu bopp waaye weeru koor da cee raw nga xam ne loo ci def ci lu baax ci lu yiw boo ci yëkkuwul fitna boo ci def boo ci jokkoo mbokk boo ci dimbali koo tane di ci wax lu baax bàyyi saaga dañ ko légaliser Sénégal Alaaji Malick saaga baaxul saaga dafa ñaaw xaste dafa ñaaw nit loo gis ci nit ba wax ko gis na ko ci yow dafa maandu googu tamit roy ko ci kooku te ñu suturaalante koor gi daal Alaaji Malick maa ngi ñaan Sénégal al monde entier nañu suturaalante nañu ci barke koor gi nañu rus koor gi ci saaga yi nañu rus koor gi ci tàncante nañu rus koor gi ci lépp loo xam ne lii mi ngi xajamal réew mi ndaw ñu nag laay waxal yoon wii day baaxul yoonu yàq yoonu saaga yoonu wàcc ci tali bi yoonu mag mu nga tontu yoonu sànni xeer nga lakk oto jàmbur yoon boobu baaxul nañ ko bàyyi xam nga lu tax nit du yàq ndonoom gis nga li nga war a doon suba boo ko yàqee boo fa tolloo doo fekk dara dëgg la doo fa fekk dara te fekk yaa ko teg sa bopp ndaw nag su ko mag di dajaleel pour mu fekk ko fa ëllëg waaye li mag ñi dajale ci yiw yëpp boo leen ko yàqee bu ëllëgee doo leen fa fekk yiw te toroxtaane lay jur moytu leen ko dellu leen ginnaaw Alaaji Malick daal loolu laa doon sànni macha allah Alaaji Ngagne kàddu yi rafet na loolu yaakaar naa ni xale bu nekk war na ci mën a jël leçon parce que damay wax ni émission bi nekkul rek ni ñun làmb rek lañ ciy wax ndax dañuy éduquer dañuy conscientiser dañuy wax ak askan bi rawatina suñu ndaw réew parce que loolu moom mooy suñu rôle te à travers émission bi nga xam ne tey bu ñu nee làmb ñëpp toog di ko seetaan ci la ñu mën a jaar waxtaan ak xale yi véhiculer yenn message yi moo tax Alaaji Ngagne loolu am na solo weer wi ñu jëm nag wax nga ko weeru ngëneel la segam compagnie de téléphonie yi ñoo mën a def promotion di dexe ay buuña ak yeneen waxuma la ak yàlla suñu borom yàlla ba muy def promotion boobu promotion xewagul saa su nekk ñun doomu adama yàlla dañuy wutal porox ndoll bu nga xam ne ca la ñuy bëgg ñu jaar ca pour mu raxas suñuy bàkkaar pour yërëm nu ndax li yàlla bind yépp doomu aadama la ci gën a bëgg wala xadd karab naa bani aadama wallahi daf ñoo bëgg ba yéene wuñoo def yóbbu jaxanama moo tax toujours mu utal ñu porox ndoll bu nga xam ne ca la ñuy mun a jaar pour tedd bu weer wu sell weeru ngëneel nga jaamu ci yàlla boo ci deewee kenn du la isaab ñu bëgg nit ñi di ci def lu baax di ci wax lu baax di ci dimbalante parce que weeru solidarité la ni nga xam ne ñu mel ni Alaaji Tayiru Sarr di def ci weeru koor wi ñi nga xam ni tey yàlla may na leen ay teraanga ñoom El Hadj Demba Ka ñi nga xam ni tey jii ñi ngi dimbali askan wi loolu nañu ko continuer parce que solidarité boobu moom moo am solo gis ko nga xam ni mi ngi jublu ci weeru koor lu mu xëdde dina ko jafe lu mu ndogoo dina ko jafe nga bett ko ak teraanga jox ko joomu yàlla weesuwul loolu kon ñi nga xam ne yàlla may na leen as tuut nañu dimbali askan wi te jàpp na leen ci mel ni El Hadj Mame Boye Diao gis naa ko moom it muy def lu am solo ci wàllu social ba ci kii nga xam ne moom laay wax màngaan mi weeru koor lu ne la daan def xale yi nga xam ne mooy ñoom Diène Kayre ak xale mbër yi da ngay dem seen ay koñ ñu fay organiser di seet nu ñuy def ba jàppale di joxe ay café ak yu ni mel loolu yëpp tamit ci xeetu ndimbal la xeetu solidarité la kon nag tey ki ñuy dalal Alaaji Ngagne
day doomi Ndakaaru ki ñuy dalal day xale bu nga xam ne dafa am sas wu rëy ci biir làmb ndax dafa am lu nga xam ne bu la jiitoo rek da ngay daal di am sas ndax mujje pousse bi mu réer waru la way wa nga xam ne moom la fi sa waajur bàyyi da nga koo war a wéyal wala nga def lu raw la sa waajur def waajuram ca yar ba waajuram ci carrière bu rafet bu nga xam ne def na ko musul yàq làmb waajuram ci palmarès bu nga xam ne ba léegi kenn battragul record 26 victoires le plus grand nombre de victoires yu mu am ba bàyyi làmb ñëw di encadrer ay doomam jël ndono li ci moom mu jox ko xaftaan bi mu sol ko mu jot ko sëkk mu topp ci gannaawam di ko gunge kon doom jooju dama ne am na sas li ñu naan doomi mbër jàngil bëri yàgg-yàgg dees na la mos a ñam moom mii dal na ko moom mi nga xam ne moom la ñu invité tey mu nekkit ku nga xam ne mbërum ndakaaru la béboo rek ñu ni juróom-ñaari penc ndakaaru yi am nañu champion béboo ñu ni waa Médina Fass Gueule Tapée am nañu champion ndaxte am na tàkkusaan yu nga xam ne bu ci xale génnee rek bu la yaboo duut ko baaraam xam ne mi ngi ci yoonu nekk champion waaye na jàpp ni defagul dara ci làmb làmbam day soog a door bu ko kenn ni yow la jiiñ jay ko jay ba mu jayaxu ndax li ko dese bari na 26 victoires yi baayam am bala mu koo am dina daj lu mburu dajul cib taal palmarès bi baayam am bala mu koo am dina sonn dina daj coono way wi baayam am bala mu koo am dina sonn waaye nag yaram tubaarkàllam mën na ko may lu ne njàmbaaram mën na ko may lu ne fitam mën na ko may lu ne ndaxte boo koy xool alaaji ngañ dafa daan caat bu Texas daan jéggi siraat daan wulliwaat daan Youssou Ndour daan Koña daan Boy Bawol daan Marley daan Malaw Seras daan Youssou Pay bërki démboo njaay nag ñu jox ko client bu nga xam ne ñëpp dañ ñu fu mu koy yàqale muy xale bii di Modou Anta di jàmbaar lool ku dajeek moom ci géew di nga xam ne daje nga ak mbër mu dul foye bés ñépp ni jéen fan la koy jaar ba ci Modou Anta ci boppam sax dafa toog ci plateau sax ni non booy bi wax dëgg yàlla fu may jaar xool naa xool xaw ma ko ndaxte ñi ma dajeel dajewul ak ñoom combat yi ma am amu ko victoire yi ma am amu ko ëpp ma doole tey tamit ñemewula sax xeex ak man ay mbokkam duñ ko digal ndaxte lu mu indi rek maa ko ëpple ñépp yërëm jéen waaye moom mu gëm boppam topp ay entraînement daj ay coono ba keroog bés ba alaaji ngañ la mu def man moo ma jaaxal ndax xam nga baayam du seetaan kombaam waaw bu ko defalee lu mu koy defal ba dernière butéel des ci day génn stade bi dem bu déggee yaa geestu xool ba xam ñan ñooy yuuxu bu gisee beere verte yi yuuxu mu xam ni doomam daanu doomam daan na waaye keroog doom ji da ko ni papa mu ne mu ni ko bul génn làmb ji tey taxawal nga seetaan ma li nga liggéey ci man laa bëgg nga taxaw nga seetaan ma jëf nga gis loolu ku wóoluwul sa bopp doo ko def ku wóoluwul sa bopp doo ko def xam nga El Hadji Malick Kayré dafa émotif dafa mës a émotif waaye daan sax jooy daan jooy am na temps sax bi xale yi di door noonu dama ne koon bàyyil di gunge xale yi loolu sax def naa dégg na ma benn temps ba jël Lac de Guiers 1 pousse ko parce que dafa émotif noonu la mu sa mel njureel dafa fort tey ku yeewoon Kamal Salemé ne ko jën màgg na dina ci wax ku ne woon bàyyi yéeri xale bii nga jàppoon ci loxo yóbbu CNG ñu ne la ndax da nga bëgg a rey doomu jàmbur nga ne leen mën naa bëre boobu da ngay jàpp ci loxo rek yóbbu dëgg la booba da ngay jàpp ci loxo rek yóbbu ndeysaan dem fii ci marché Tilène ci place su Madiagne Seck signé fa 7500 ñu jox la ko ci carnet ba ci registre ba nga dellu siwaat làmb avancé na
bi Kairé di ñëw sax mi ngi commencé moderniser. ndax Kairé dafa xaw a maase ak CNG bi. booba làmbaa ngi commencé ci moderniser. mais lu jiitu loolu tuuti fañ daan defaree Padam Njaxat yi. Birahim Ndiaye xam na li may wax. Manga de xam na li may wax. jël nañ fa avance ba tàyyi. foofu la woon xale ba nga xam ne da daan bu ñu jàngi jee mu dem fële ca tefes ga fekk fa Kairé 1. mooy bàyyam. dëgg la yàq njàngam. ngir Kairé 1. may sa jaw la tudd. dëgg la ki mu tuddee boppam mooy Kairé 1. mënoon bëre loolu Malick. dëgg la Malick daa daan dem da ku mënul bëree nga ko. laaj ko Moustapha Gueye xam na leen xam na ko fekk na koy fekkante ci mbappat. dëgg la mais vrai que duggante wuñu ci bëre. waaye laaj ko Mansour Diop keroog ci Triangle Sud. kooko ko xam. laaj ko digganteem ak Seydina Diagne. kooko ko xam Khalifa Diaw. kooko ko xam. Kairé kooku nag la bàyyam tuddee boppam. di Boy Kairé. numéro 2. bi mu màggee sax la ñu dindi 2 bi. ak bi Kairé génnee àdduna. ñu koy wooyee Boy Kairé. kooku moo jur Diène. Diène nag. turandoom. góor gi Diène. ak góor gi Mbagnick. maa leen xam. dëgg la. keroog bi grand sesman ne ma kaay toog ma toog mu ne du jaañ toogal ma toog. ndeysaan booba Kairé daan Cheikh Mbab jël bu rëy. mu wóoluñu. dañu fekk leen ma kër Kairé ñu fekk ko fa. mu ne ma bu ma guddee àll. grand sesman. c'était le ménager yi gënoon mag laa lay wax. au trempe de Jacques Diène. dama lay wax ci Jacques Diène ci ñi mu nàmpe. yéen mosu leen déggu loolu. dëgg la yéen da ngeen defee Jacques Diène dafa am ci nu mu nàmpe. ñoom Sesman. Sesman moo doon ménagèru Boy Kairé. mu ne ma su ma guddee àll. na dem lu mu dugg na ci seetu njobb. histoire laa bëgg indi pour xale bi. moo tax mu indi tey histoire tuuti rek. ubbeeku balaa ñu koy dugal. ne ma boo jaañ mu ne waaw mu ne duudu ba su ma guddee àll Boy Kairé. na dem ci njobba jaw keroog ñu ngi toog ci saalu yaayam. booba ñooy xale yooyu doon fa foofu rek di traversé que yuuxoo ko nekk ci seen bopp. waaw tey bu toogee ba tollu fii nag. doon bàyyam histoire di retenir ne mbër mës na ànd ak doomam. ñu añandoo ci kër gi ngemboondoo demandoo tuusandoo doom ji bëre génn baay bi bëre mu bëre ba pare ne bàyyi naa bëre jox ko jajj yi kooku mooy Diène Kairé. kookoy Diène Kairé macha allah introduction bi rafet na Alaaji Ngañ taw loolu dafa baax xale yi di ko xam parce que taarix toujours daf lay permettre nga am repère parce que l'avenir sort du passé. waaw te jaar-jaar yooyu xëy na Diène am na lu mu ci xam waaye tey jii am na loo ko jàngalaat ci moom ak ci papaam ak ci jaar-jaaru papaam Diène ñu lay féliciter di la nuyu bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal parce que nag le 4 avril bés bu rëy la woon waaye seen combat bi moo sauvé bés ba. moo ko taaral. moo ko taaral de sinon doon nañu ñibbi bu nga xamante ni ñibbi bu doy waar la. Gaston dafa war a dolli. gas kay da ko war a dolli. parce que mu jël nag trophée président Alioune Sarr. waaw ñu koy delloowaat njukkal di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla guddal fanam conseil am toujours gars yi dañu koy soxla ak expérience am te lu am solo la ci biir làmb Diène kon ñu bàyyi la introduction bi gudd na waaye il le fallait pour rek mettre la à l'aise nga xam ne yaa ngi sa kër yaa ngi ak say papa yaa ngi ak ñu la xam ñaa ngi ak ñu àndoon ak sa baay démb tey ji ñu toog ak yow ci plateau bi. waaw dëgg la père asalaamaaleykum laay wax. waaleykum salaam xam nga gannaaw ba ñu sant yàlla di julli si yonent bu tedd bi di sant suñu ñaari waajur di sant kilifa diine yi ne Sénégal yëpp waaw bàyyi ñu kenn di leen ñaanal yàlla saxal seen taxawaay di kontaan si invitation bi vraiment yow moom dañuy rêvé xam nga toog ak yow parce que yàgg na du tay di nuyu suñu papa Ngañ Njaañ tamit xam ne moom mook sama papa la woon sama yaay di ma si wax lu bari xam nga loo xam ne ñun sax mën naa ne tekkewuñ ko woon wala xàmmeewuñu jamono boobu kon bu toogee fii di wax yi yëpp xam nga daf ñuy delloo si di ñu gën a ñaax rek si wàllu làmb di nuyu ñëpp ñu seetaan aussi xam nga di nuyu waa télé bi yëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu Sénégal bi yëpp di nuyu amateur làmb yëpp tamit ak ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre di nuyu waa Médina bi mu jóge Médina Fass Gueule Tapée Colobane xam nga Rebeuss ñëpp Dakar plateau bi yëpp nuyu Cité Asecna Derklé Cité Marine Castor xaar yàlla Dakar daal ñëpp mu nga léegi gars yi yaatal nañ ko baru Dakar xam nga waaw ñu ngi nuyu Dakar yëpp bàyyiwuñ kenn waa Tëngéej Kër Ndiaye ba banlieue bi yëpp daal képp kuy bëggee Diène Sénégal daal ñu ngi lay nuyu xam nga di la ñaanal jàmm
bu la neexee jéggi frontière yi jël ndox mi dem ci séeréer si. dem séeréer si waaw fogole séeréer maxey simna nuun njoka nuun a njal sante a nuun yaam ga am nen mu ndam tax man na combat ne inorma laya nuun jërëjëf waaw na yaam i nuun jegum nuun yaakaarum nuyu séeréer yeeg joolaa yeeg xam nga xeet yi ne Sénégal yëpp daal macha allah waaw parce que ñun ñëpp benn di nuyu diaspora bi aussi di leen nuyu xam nga di waaw di ñaanal yàlla defal leen jàmm macha allah alors Alaaji Ngagne xam nga Olof Njaay dafay faral di wax ni cin bu naree neex su baxee xeeñ moom dañu ko fekk Médina fekk ko fii ci Soumbédioune waa Soumbédioune yëpp daje muy waajal boppam keroog mobilisation bi ma fa gis daf ma yéem ci mbër mu nga xam ne dafa war a bëre ji loolu wane ni waa koñam am nañu ci moom yaakaar ndax keroog asiko yi génn na notable yi génn xale yi génn jéen def préparation ci seen kanam dalal seen xel ci laa ko ni ba ma ca signature ba dama laa gis yërëm la waaw ndax dangaa jeexoon wow koŋ mais nii ma la gisee xam naa ni macha allah métamorphose am na loolu day indi préparation parce que combat bi en fait biñ leen di wax ne le 4 avril la pratiquement diggante bi dafa gàtt donc il fallait ngeen am préparation bu spécifique il fallait ngeen nekk ci loxo yu wóor pour mën a nekk à 100% surtout yow état de forme bi mu la fekk parce que papa nee na ma jamono yooyu da nga feebaroon alors voilà da nga feebaroon moo tax nga wowoon ko nga jeex sa ngaam yi génn alors maintenant reprise en main bi pour bi ñu la nee combat bi am na rek naka la sa staff encadré ba nga jàppaat forme ba sentir ni fi mu nekk nii am nga doole joo mën a dem bëree ji. dëgg la xam nga combat bi dafa taxaw après Covid bi ñëw. xam nga gars yi ajaat lépp mën naa ne mais boobu bañ ko ajee man dama continuer nekk samay entraînement parce que xamoon naa ne tôt ou tard même bu daat amee tam du yàgg. dëgg la ma dem ànd ceeg sama coach gii vraiment ma dem jox ne ko maa ngi nii nag vraiment ñu liggéey bu am solo liggéey bu metti ma yendu metti di ma tey waaye heure yu bëri ci biir salle bi di ma liggéey looloo xam ne xam nga dafa ma ne bu combat bu ñëwee rek même après contact rek ngay mottali tuuti mais liggéey nañ physique ak lépp ak par rapport ak mu daan daal ànd seeg tam suñu waa écurie suñu coach ku su mel ni ñoom grand père ñoom maxu xam nga sama ñoom papa ñëpp dañuy ñëw taxaw Ibou Diom man sama père rek mbalax tamit ñu liggéey ci xam nga lu am solo ñu indiwaat ma lu bëri si wàllu bëre xam nga Rock Mbalax borom 1000 prises voilà borom 1000 prises vraiment doon daanaan ci làmb waaw di jàpp samay combat sama père la déggee tam ñuy déggante xam nga staff boobu daal ñoo ma gunge taf préparé ma ba taf ma mën a ñëwaat noonu ba pare daal parce que liggéey bi metti woon na dëgg la waaw metti woon na dañ nga ay coono dëgg la bu ñu waxantee dëgg rek waaw parce que papa aussi des fois daf ñuy wax mu ne lu ko gën a neex ci Diène mooy loo ko yen mu yenu ko loo maanaam entraînement du ci rechigner te loolu dafa am solo donc am na ay coono yoo daj diggante salle bi ak peut-être physique bi ak contact bi ak boxe bi ak loolu yëpp dellu si waat ci tuuti waaw parce que dama daan jógee fële sax temps de récupération bi du bari parce que fee dama fay yàgg mais bu ma ñëwee taf damay añ xam nga kii rek tegaat ko ci dem parce que lii laa bëggoon résultat xam naa ne mu def na champion la ak fi ma jëm te mbër moom li ci ëpp nee nañ entraînement yi moom xam nga nangu ko rek parce que bu victoire ñëwee rek nga fàtte lépp instant yi coono lañ doon daj yëpp fàtte nañ ko xam nga parce que wax nga benn instant nga di da ngeen liggéey par rapport ak Modou Anta voilà mu mel ni que étudier ngeen ko gii étudier na ko sa staff étudier nañ ko pour xam yow ban poids nga war a yóbbu ban doole nga war a am pour mën a jàmmaarloo ak moom si waaw dëgg la parce que làmb léegi dafa professionnel chaque fois gars yi xam nga dañuy teg cassette bi ne sa waay lii lay bëre poids bi mën a wàññeeku wala mën a yokk xam nga ñu liggéey si ànd ak sama coach amit gii xam nga vraiment ñu liggéey ci liggéey bu am solo mu daj ci ay coono parce que si gii moom koo xam ne ndaanaan la ci musculation liggéey loo ma ci lu sori ak vivacité xam nga mottali contact mu ñëw xam nga yàlla mottali macha allah yàlla mottali mais aussi bu ñu xoolee stade bi mobilisation bi Alaaji Ngagne vraiment ci xale bu mel ni moom li ñu fa gis li mu fa indi ci mbooloo mbër bëre na grand combat te indiwu ko fa donc mobilisation bi nga xam ni aussi sa waa koñ mobiliser nañ ko loolu tamit foog ñu def ci taxaw seetlu parce que mbër léegi dooleem mooy mbooloom lii tax promoteur sawar la tëgg mooy nga koy indil public te mobilisation bi ñu gis macha allah xam nañ ni am nga ñu jàpp ci loolu ba billet yi ak kaar yi mun a dem stade ba loolu yi tamit mun nañ ci dellu si waat tuuti waaw dëgg la bi ci njëkk mooy supporters yi ñoom ñoo dem ba xam ne tey Diène jug nañ ñu jug génn jàppale ko
parce que chaque fois bu ma bëriwaan ba daan da ngay gis loo xam ne booy dañ doon wax ñi ñëpp bu ñu doon dem stade duñ fa xaj. mais loolu xam nga dañ ci waxtaan nit ñi dem génn xam ne léegi mun naa ne yaa ngi ci buntu làmb. pare tamit sunu autorités yi taxaw pour jàppale ñu ku ñu mel ni monsieur le maire Bamba Fall. dañ na ci ay coono yu bare bare. defal la sargal bu rëy. defal ma sargal avant sargal bi dafa ñëw jàpp si billet yi ne booy ku ñëw dinañ assuré billet yi. ba pare ñëw stade. waaw ñëw stade xam nga dëggal boppam waaw waaw. sunu père tamit Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Messi Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay nuyu sama marabu. xam nga génnee xaalis bari génne ay jënd ay bloc yu bari joxe. kenn mënu ko ci Medina booy xam nga ku bëgg ñëwal dem. vraiment daal moo waral mobilisation boobu génn. ak sunu ay grand ñoo xam ne ku jënd da ngay jënd benn somme jox booy koñ bu nekk ku ne jàpp si mbooloo mi mën a génn dem. gaa yi yëngal ci kaw ak waa Canal 4 tamit xam nga. mu def mobilisation yu rëy ak waa Géej Soumbédioune mool yi ñëpp génn kenn desul. ndeysaan ñu génn daal xam nga gunge ma. gaa yi yëngal ci kaw. yëngal ci kaw Cité Asecna Derklé tamit xam nga Dakar daal fu bëri ay nit jógee nañ fa def seen mobilisation ne jot nañ jàppale lañ lay jàppale. mais bu asiko yi rëkkee nga gestu teen xool xale yi ak seen béret yu vert yi. béret vert yi bilaay loolu moom loolu xam nga daf ñuy yëngal. parce que yow ñëw nga entraînement gis nga. entraînement noonu la da ngay entraîné di contact di def lépp ñuy dóor. kon boo ñëwee ba sat ñuy confirmer da nga xam ne tey moom xam nga jouru daan la. jouru daan la alors ca làmb ja lañ jëm Alaaji Ngagne ñëwaat ci Diène Tuusam ñëwaat yi tamit ci li nga xam ni moo di combat bi mu bëree digganteem ak Modou Anta foofu moom sama consultant lay bàyyi rek mu doxal tojal ñu ko parce que li Diène bëree dafa rëy ci temps bu gàtt da cee bëree lu rëy nañ dem xool tuus bi xool combat bi dellu siwaat ci plateau bi waxtaane ko.
Le moment fatidique s'approche. Les dernières consignes pour rappeler certains points du règlement. Diène Kaïré, 9 victoires, 1 match nul, 3 défaites. Modou Anta, 15 victoires, 4 défaites. ñoom ñaar ñi ngi jàkkaarloo arène nationale. combat bu doy waar. Modou Anta Thiès, Diène Diouf Kaïré Soumbédioune. Thiès retient son souffle. La Médina retient son souffle. Modou Anta Diène Kaïré ñi ngi lewtoo. Modou Anta Diène Kaïré ñi ngi lewtoo. Modou Anta bi pied droit la de. lewtoo bi dib na Père Birahim. pied droit la de. round d'observation. waaw pied droit la de. ñoom ñaar ñi ngi lewtoo. Diène Kaïré Soumbédioune. Modou Anta écurie Lamp Fall bu Thiès. lewtoo bi dib na. kenn defagul action. ñi ngi ci round d'observation. Diène Kaïré Modou Anta. Modou Anta ne woon na ko yaay xale. waaw dama lay bàyyee combat bi di la déglu. Diène ni ko bu ma wax loolu ñëwal ñu bëre ñaari ndaw lañu. waaw waaw ñaari ndaw lañu. est-ce que loolu du piège. Diène Diouf Kaïré Modou Anta. Père Birahim dafa mel ni ku nekk pied droit nga jiital. waaw pied droit la jiital Modou Anta. waaw. waaw pied droit nag ku teg pied gauche mën naa mu jubal waaye li mu lay jubu du bari nag. li mu lay jubu ci bëre du bari. pied droit pied gauche. waaw pied gauche bi. saa yu dajee kuy teg droite. li mu lay jubu tool ci bëre du bari lool. dëgg la. waaye nag danga lu ñu nekk rek da nga ko fekk nga entraîné ko. da fekk nga entraîné ko ba nga xam ne bii ku teg droite baax na ku teg gauche baax na. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. Modou Anta jiital tànku ndeyjoor. Diène Diouf Kaïré jiital tànku càmmoñ. loxo yaa ngi laalante kurpañ amagul congo amagul. trophée docteur Alioune Sarr. l'ancien président du CNG. 26 ans à la tête de la structure d'exception. avec un travail remarquable. tey moom la Gaston di delloo njukkal. Diène Kaïré. waaw ñu ngi nattante rek de. Modou Anta kenn dooragul kenn songagul. ku ne yaa ngi natt sa morom. balancement de bras yi yàgg na. damay ragal kenn tëb di dóori kenn ki jiwaat loog moom. moo tax kenn yëkkateegul sa loxo. ragal naa loolu ci bëre bi. ndeysaan déggal ma Père Birahim. waaw nee na ku yëkkati sa loxo. pour dóor. sa morom boo moytu sa morom juwaloo ak yow. waaw te bu juwaloo ak yow mën nga am lu la naqari. c'est le technicien qui parle. c'est l'ancien lutteur qui parle. c'est le consultant qui parle. c'est le connaisseur qui parle. Père Birahim. jaajëf. Diène Kaïré mépp na. Modou Anta def retrait de corps. taxawaat ci tànkam. continuer lewtoo. ay bëre doy war. Diène Diouf Kaïré fi mu ne tey Kaïré xam nga fu mu ne waaye bu toogee ci nen du toj. wallaay ndeysaan. moo daan tamit papaam bu toogee ci nen du toj. ku ko am nga client. am doom ji bëre métti na. ba pare Modou Anta dafa mën a bëre. waaw Diène Kaïré aussi dafa mën a bëre. non moo combat tax bi ñaari mbërëntaan lañu. combat natt nga dëgg la. combat Diène cokkaas la gauche. waaye loolu cokkaas la dalul. da koy tooñ. pour bëgg mu jóg. waaye ba léegi Modou Anta gi taxaw ci tànkam. waaw. Modou Anta Diène Kaïré. jàppante baaraam bàyyante. Diène dem na waaye yeggul. yàgg. Modou Anta Diène Kaïré. ñëw na daw nañu jàppante. ñëw na daw nañu jàppante. da koy góolu. Diène door na ci faar yi. Modou Anta Diène Kaïré. Modou Anta Diène Kaïré. waaw dëbb na ko sol de. dëbb na ko sol crochet épaule ba. waaw.
Modou Anta jàppagul fenn Diène mi ngi jàpp ci téere yi. mais fii nag amul temps de warul am temps d'arrêt. waaw parce Modou que Diène gi téye na ci gis nga loxo yi fi mu téye ci ndombay loxo bi. waaw. waaw téye na ci am ndombay na action yoo xam ne yi soo ko defee warul temps am temps d'arrêt. waaw mi ngi koy wut nag. waaw moom Diène mi ngi koy seet. parce que Modou léegi am na ngemb. waaw Modou Anta am na ngemb mu ngay wut ngemb la. Modou Anta am na ngemb. waaw waru koo na may ngemb li nag. waaw tànk bi mu jox ko jigéen gis nga loxo bi. dëgg la gis nga fi ne wàccoon na day soli wax bi gis nga ko. waaw xaw ma gis na ko ma de gis nga tànk bi ni mu jegee loxo bi. ni mu jegee loxo bi. bu wàccoon na day soli wax bi. dëgg la loolu nag mënin la ci bëre quoi. mënin la ci bëree. technique la. waaw soli wax du ñëpp ko mën. gisoo tànk bi ni mu ko dee ci kanam. Diène a ngi wut fu mu jàpp. parce que loxoom da ko bal ci pokkutaan bi. beneen loxo bi mu jàpp ko ci téere bi. waaw waaye Modou Anta jàpp na moom ngemb. sëq na geño la jàpp fi mu jàpp nag baax na. waaw. waaw jàpp bi baax na. waaw mais nag lu tax ko mën a ne actionné xool loxo bi loxo Diène da koo sol ci mbagg mi. dëgg la du ko solee bu loxo bi génnoon féetewoon ci biir day mën a bët. day mën a bët mais mu du mën a bët. foog mu jéem a fel loxo bi loxo bee ko baare. ba pare moom Modou Anta dafa jël boppam teg ko ci dënnu. waaw mais Diène da koo sol da ko ndengeñ. xool Diène da koo sol. dëgg la bu ko solee mooy baaraas bi du dem. du dem. loxo bee koy baare. moom tamit bopp bi mu teg day baare. waaw day baare adversaire am ndax ndengeñ. parce que Modou Anta pour mu mën a dem. foog sol bi génn. Diène Modou Anta. Diène a ngi door. waaw Diène a ngi door. xam nga loolu lépp day bëgg mu bàyyi fi mu jàpp. fi mu jàpp la bëgg mu bàyyi. waaye bu mu topp dóor yi. bu mu attention topp dóor yi xabal ba. Modou Anta Diène. Modou Anta Diène Kaïré. Modou Anta Diène Kaïré. Diène Kaïré daan na Modou Anta. Diène Kaïré daan na Modou Anta. Diène Kaïré daan na Modou Anta. Diène daan na ko. Victoire de Diène Kaïré sur Modou Anta. La victoire du courage. parce que fi mu ko La sol victoire de la technicité. La victoire de la témérité. Le fils de Boy Kaïré a triomphé à la suite d'une action phénoménale. Bëre feeñ na. bëre feeñ na parce que bi mu téye ngemb bi mu téye baax na mais mënul dem waaye da koo sol. Diène da koo sol loolu tax du mën a bët. waaw pour mu mënoon dem waxoon naa la pour mu mën a dem foog loxo bi génn. La ilaha illallah. Victoire de Diène Kaïré. Les Bénévers jubilent. La Médina en ébullition. La défaite du Thiessois. Oh là 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 là. Victoire bi am na solo ci carrière xale bi. waaw lii da koy defar. parce que nee naa la action combat ba ngoog Alaaji Birahim. parce que combat jël ma ko. waaw xoolal gis nga combat bi gis nga boppam bi fii bi ñu jàppantee nii xam nga li moo àndante waroon njëkk a def teel a bañ a seet jàppante bi ndaw bu la gën a féete xaw laa gën a fere tuuti. den teel a andi jàppante bi. xoolal Père Birahim dafa dëkk a dugal. caxabal bi bañ. voilà caxabal bi dem mu dem gis nga. mu kal ko déséquilibré ko. oh. waaw waaw. jërëjëf Alaaji Ngañ combat baa ngi noonu. waaw xale bi daal boo ko xoolee ca tuus ma ngay sentir ni kii mi ngi ci làmb ci parce que tuus rek di nga ci sentir mbër. à la différence de son adversaire bi nga xam ni tuusul. waaw ndax dafa am retard. ba ñëwul tuus. loolu psychologiquement am na lu mu lay wàññi. parce que booy tuus am na loo war a def. sa digganteeg sa géwél am na lu nga xamante ni am na lu muy def ci yow. boo tuusee mooy sa échauffement boobu ngay moment boobu ngay commencé dugg ci biir làmb ji. nga tuus sa adversaire tuusul nga jiitu ko ci làmb ji ba def say mbir yu bari am na avantage bu xale bi am ci moom. mais surtout ci biir combat bi bi mu nee papaam ñëwal seetaan. loolu mooy ñëwal seetaan ma daan ko ñu ñibbi. voilà xam nga damay commencé ci Médina laal ci tuuti. dëgg la. Malick. kenn mën leen ci ambiance. Dakar. boo fi ñëwee lu mu gàtt gàtt amal xaritu bu dëkk Médina. secret laa lay wax de. dëgg la secret laa lay wax. soo jàppee li jóge Médina jëm Grand Dakar ak Sicap yëpp suus bi. Médina. moo tax mu neex a waajee. ñu neex a àndal. dañu am solidarité. duñ la xaar nga woo leen de. déedéet
dañ lay supporter te doo ñëw sax wax ak ñoom. dëgg la. dañ lay magnifier seen mbëggeel te doo ñëw ci ñoom. doomu Medina fu mu gis doomu Medina fa mu toog mu ngi koy supporter te kooku du ko yëg. ci lépp nag ci côté yépp nag. moo tax boo dee doomu Medina te amoo kóllëre da ngay wori. doomu fu mu mën a doon sax. day delloo mbattu ca ndaa. dëgg la. waaye juddoo ci barab. barab bi defar la ku la xam ci barab bi. amul dara loo xam ne lii yaa ngi koy delloo ci mbattu Medina. soit ngay politique te delloo ko ci soit nga nekk ci leneen ci la rootu ko mu nekk ci business te delloo ko ci te li ngay def yëpp xale yi sentirunu la surtout jamono jii nga xam ne képp koo xam ne kii nit nga yàlla dimbali la da nga war a dellu ca ña nga juddoo. bu la yàlla mayee dara te nga dëkk Fuuta dellu ci ndaw yi Fuuta ya base ba. loolu la jamono laaj fi mu de. dëgg la. foofu dama fay jógee. jéen dañ ko toxalal ambiance bi nga fekke woon. waaw température boobu. température boobu lañ jël yóbbu stade. waaw parce que man moom keroog moom ca entraînement yi rek man xaw na. booy xaw nañ ma rey. xaaral rek gis nga tàngoor. ay macha allah waaw tàngoor woowu. moom la ñuy yëkk yóbbu ko pour war ne la koy doppe. doo dépaysé wu benn yoon. du dépaysé wu dafa mel ni ku nekk à l'entraînement. ok ñu jël ko nag bootal ko ñu tiim ko. su gëstoo gis leen. teel a am place. gis nga làmb. doo lay mbër. xam nga fu mu ne. ña ko dar. ña ko dar cumukaay ga. doo lay mbër ña ko dar. ñu uufal ko cumukaayam uufal ko ambiance bi muy jël température. ba génn jot. mu ràngu. sol sabadoor ba. wuti tuus ma. tuus nag tuus moo xam ne bii. la mu koy tëjee gaal dem na géej. man lu bàyyam daan tëjee kii. waaw ma njoow la. waaw moom xam na njoow la xam naa njoow bi. dëgg la xam naa fi njoow bi njoow bi xam na njoow bi. xam naa fi mu jóge moom xam na Kayre xam na njoow bi xam naa njoow bi. dëgg la waaw ñu tëggal ko gaal dem na géej. loolu mooy delloowaat. lu dal di fan ok jàpp Gueule Tapée jàpp nangam. ñoom it wàll si. ci li nga xam ne moom lay def. xam nga tuus dafa am solo alaaji ngeen. waaw parce que boo tuusee rek feeñ. déggoo boo tuusee feeñ. parce que tuus na. waaw tuus mu nga xam ne. tuus mu sax dakk la. waaw muy tuusu cosaan. indi li nga xam ne moom la làkk léegi muy séeréer gi. saaj. ñu ne déet na waay non ba mu saajee damaa yuuxu. xam nga gars yi dañuy wax damaa yuuxu parce que dama ne saaj gi daf may fàttali gaaroo gaar. waaw dafa saaj. waaw dama fàttali manga de. waaw dafa nekk lu nga xamante ni nii vraiment non seulement dafay delloo si sa cosaan. xam nga lan la indi foofu mais ku jàppul ku entraîné wul. waaw mënoo saaj fii ak caméra. xam nga lu mu indi foofu. waaw xam nga ku mu fàttali. kiñ ko tuddee. yéen. ak Mame Mbagnick. Mame Mbagnick. ñoom la indi. soog a dem ngay jël ñoom la indi. soog a jeexale boo gisee mu sàcc rek. fa la xelam nekk. donc ku ne jox na la cër. jox na la cër. waaw jox na cër koy ku nekk ci biir. tuus bi parce que tuus dafa nekk symbolique bu nga xam ne. toujours dafay wone l'appartenance culturelle du lutteur. parce que tey ku tuus rek mën nga xam ne kii. mbërum wolof la. mbërum séeréer la. mbërum lébu la. mbërum joolaa la wala mbërum nangam la. parce que loolu aussi dafa am solo l'aspect culturel. tuus boobu. tubaab bi loolu da ko jaaxal. chorégraphie boobu da ko jaaxal. suñu jaaj yi ñuy tàkk ak suñu sengoor yi ñuy tàllal daf ko jaaxal. l'aspect culturel donc l'aspect culturel de la lutte loolu dañ ko war di magnifier xale yi di delloo si tuus. dëgg mais nag Malick ñun ñoo ko rey. waaw ñun ñoo ko njëkk a rey ñun animateurs yi. amul benn émission bu ñuy def te génnuñ ci làmb man dama ne nañu def émission génn ci làmb rek. waaw nañu def 2 heures de temps génn ci làmb nga xool. indi tout sa bagage indi aspect culturel làmb rek ñu xool loolu la gis nga. alors ñu ñëw ci combat bi alaaji. combat bi. combat ndoxtu la. waaw ndoxtu la ba pare. Diène dañ ko préparé te Modou Anta dafa yéex a ñëw muy benn. ña mu indiwaale. sori na leen déjà ña nga ca pàgg ba pour mu yëkki leen sax dafay jafe léegi nag bu fekkee ne da ngay départ Thiès war a bëri si Dakar waa Thiès ñoo la war a dimbali teel la préparer
nga teel a dugg Dakar avant 15h 16h. et puis retard boobu psychologiquement da lay abattre. mais loolu war na ci doon Bombardier. 95 ba léegi Bombardier musul tardé. 95 ba léegi Bombardier bu daan bëri mujj gi sax 1h fii la koy fekk ba la 2h. war nañ ko roy ñoom. guddi Mbuur. guddi Thiès. ku koy def na nga roy ci Bombardier. di teel a jóg teel a pare teel a ñëw jël température. waaye li mu bëgg a def yëpp mu def ko ci saasi. parce que il y a les aléas de la lutte de la repère. lutte et puis ak transport bi. am na lu bari lu nga xamante ni mënoo ko sóor. ak repère moo tax teel a jóg dafa am solo ak repère. am repère. parce que déjà diggante EDK bi ak arène nationale bi. foofu mën nga fa def 2 heures de temps. waaw stressé. lépp mën na la fa dal. boo ñëwee ci stade bi aussi war nga jël repère u arène bi. Modou Anta mosu faa bëre. liirul sax kii bi. terrain bi suuf si sax pour ànd ak suuf si temps bi mu war a def. jàpp ci suuf si natt suuf si sax amu ca. waaye loolu yëpp du raison bi. du alibi xam nga luy raison combat bi. nañ ko bëree. ci jom. ku ne la nga waxoon da nga ko def. c'est tout ku ne la nga waxoon def nga ko. waaye boo xoolee combat bi ci biir combat bi. moom avant muy xam force xale bi dafa tàmpaloog moom. bi xale bi sumee ko liiru ko. talu ko parce que boobu li mu bëgg def dafa bari. waaye bu liiroon xale bi war na xam ne xale bii may bëree ëpp ma ko doole. te booy xool jéen dafa sekki. te moom la bëgguma ci woon wax. waaw dafa sekki. waaw parce que boo xoolee tey jii ak làmb ji xaw na xam nga dama ko fa waxoon ci Modou Lo coow la bari lool. Modou Lo day sekki mais sekki dafa am. mën nga entraîné ba toll noonu sax. mais léegi mbër sekki. am na gàllaaj yoo xam ne. balaa nga koy takk. tant que sekkee goo doo ko takk. dëgg la bés boo sekkewul ba takk ko. sa kii lay téye. sa circulation direct lay téye. moo tax sekki dafa am. gàllaaju sekki dafa am El Hadj Malick mais boo gisee ni ñu bëree. jéen daw man bi muy aj mbagg bi laa xam ne day song maa ngi koy wax ci reportage bi. jéen day ñëw. bi mu ajee mbagg bi nag dafa simulé. dafa aj mbagg bi ëllëg mu ñëw mu cokkaas ko pour mu déplacer wu parce que dafa bëggoon Modou Anta ñëw ci trajectoire bi mu ñëw trajectoire la doon daje ak moom. Modou Anta it ñu daje foofu bëre mais coow li xam nga fa ñu tàqala ko. bi ko jéen dégloo mu teg ko ndengeñ bi. jéen natt ko ñuy ku ci ne di jéem a xool nooy jàppee dëndu ngemba. ak peeki ngemba. xam nga ngemba dafa am peek am geenu ngemba am nangam ñoom ñaar ñu ngi doon xëccoo nag dënni ngemba. ak peggi ngemba. foofu nag ngay gis ne ñoom ñaar jéen ma ngay wóoral Modou Anta ba mu gën a wàcc. bi mu wàccee la def retrait. waaw uppercut ba. Modou Anta bi jéen di enchaîné kawoon na. mënatul liir bëre bi. ci la xale bi nag def liggéey bi boo xoolee ni mu ko sañaxale. da ko sañaxal ba pare tuur ko. alors jéen tactiquement. lan la sa staff wax ne boo ñëwee na nga ko def nan lañ la wax ne noonu nga war a bëree est-ce que loolu nga appliqué wala da nga ñëw dem ak sa audace sa fitu bopp ak sa xelu bopp. waaw dëgg la xam nga làmb moom pipa am gars yi dañ mel ne comprendre nga lii xew ci géew mënuñu la ko wax. mais en tout cas jox ko cër. jox ko cër déglu ko. ne ma moytul tuuti ci moom lii. moytul ci moom lii. waaw ne ma nag bu wër ba jotee nag yow am na loo xam ne yow yaa ko war a wane. parce que yaa ko yàgg topp di ko laaj di ko dëkk te li tax nga ngay dëkk war nga ko wane tey. waaw moo tax bañ jàppante buuxante mu ndengeñ ma. tëj bëre bi jàpp ñaari ngemb. yóotu naa ba sonn aw ma fu ma jàpp. mu jàpp déglu. boobu nag foog nga buuseloo ko soit nga xeex ak moom xam nga. pour mu mën a yëngu nga mën a def li ngay def. boobu nga njëkk a ñam pompe phare bi. ñam waaw pompe phare bi koraat ko dóor ko épercule. yëngal ko. parce que boobu dafa téye ndengeñ mi tëj bëre bi. foog nga buuseloo ko. bi nga dóoree uppercut parce que toujours dañuy wax ni bu fekkee ni dóor nga say kento. boo ko fermé bu baax boo dóoree di nga xam ndax. touché nga wala dal na wala dalul. am na impact wala amul impact. alors coup yi nga dugal ci suuf est-ce que réellement sentir nga ni atteindre nga ko ba war mën a enchaîner li nga. waaw si bu baax. waaw ba ma ko dóoree yëg naa ne dal na. si laa ko kor nag buuseloo ko fàqat ko xam nga. mu yëngu ma caxabal ko. continuer bëri bi. parce que boo xoolee da nga njëkk a def caxabal bi mu jéggi ko. waaw mu jéggi ko caxabal boobu sax. nekkul wax naa gars yi nekkul loo xam ne pour mu daanu. voilà waaw mais pour xam nga yëngal ak pour. xam nga waaw pour mu mën a caxabal désaxé la. désaxé da ko doon désaxé. waaw parce que dafa dugal caxabal bi. moo du jéggi ko. ci la enchaîner kal bi.
kal bi waaw. waaw désaxé. parce que kal boobu. kal bi ak sañaxal bi. da ko doon désaxé. voilà loolu foofu maanaam bëre bu sew boobu moo ma neex. waaw ci suuf. bëre bu sew boobu. ci suuf. bëre bu sew boobu moo neex Alaaji bi Gaye. ci suuf. waaw bi ci suuf. kay. parce que en fait làmb day toll fu nga xam ne yow mbër bi yaa koy ubbi. yaa koy décanter parce que bi mu jàpp ndengeeñ ku nekk bëre bi tëju il fallait mu def dara pour bëre bi tijjeeku. li ngay def pour bëre bi tijjeeku mooy bouger loo ko. laaj ko fu loxo góosam nekkoon boobu. foofu la. Alaaji nga ñëw fu loxo gauche bi nekkoon. waaw bi nga ñamee droite ñam. déedéet bi mu dugalee caxabal bi. caxabal laaj ko fu loxo gauche ba nekk. alors enchaînement boobu nga dugal caxabal mu jéggi nga enchaîner kal bi ak wéeru bi. enchaîner kal ko xam nga puus ko. waaw parce que boobu dama miime quoi. waaw mel ni ku koy yóbbu ci kanam muy indi tànk bi. sañaxal. di bañ xam nga si laa ko dóor ko tànk tourné yokk ko. et puis man Modou ak morphologie am ak ni mu bindoo ak ni nga ko yóbboo mu mel ni xobu poftan woyof tooyi noonu jaaxal na ma est-ce que du coup bi moo ko wàññi wala bokk yow jour boobu macha allah doole tànk yi nga indi moo kii. waaw si liggéey baa ngi si ak tamit bëre bi quoi. déséquilibre la rek. waaw parce que ni ma ko kii noonu kal ko puus ko boobu yaram bi dem na. waaw léegi damay tourner rek taf loxo ba xam nga yeggali. macha allah mu nekk un combat très tactique. très technique. et puis erreur amu ci bëre bi. zéro faute la. Zéro faute. bu doon dicté la dañ lay wax zéro faute. copie propre nga rendre. parce que li nga bëre yëpp déglu nga ko. may ko temps d'arrêt. xool ko liir ko xam lu mu indi nga jël nag say initiative. xam nga ku neex a bëreel. jàmbaar te Modou Anta day jàmbaar. du daw du dellu ginnaaw. vraiment moom aussi waa Thiès nañ ko jàppale. xam ni ndaanaan dëgg la. waaye ndaanaan kullu fidrin moo ko daan. xale bi bett nañu bari. te ñu bari dañ ma doon wax ne Diène bëreegul. wax naa la fii ne la. ñu bari dañ ma ni bëreegul parce que la muy bëree entraînement ba léegi bëreegu ko arène. loolu la ma gars yi di wax nee na ma li nga mbapat ak li nga bëre entraînement bëreegoo ko arène mais keroog copie bi nga rendre dafa propre ba nit ñi xam ni sur le plan technique ku nekk xam na ni la lutte c'est de l'intelligence en mouvement te keroog préparation bu baax. et puis sur le plan mental surtout mental bi nga indaale. man loolu moo ma gën a intéressé parce que mbër mën nga ko pare physiquement athlétiquement mu am doole et tout mais mentalement du pare mais sur le plan mental ba mu ne papaam taxawal seetaan ma laa xam ne kii. am na décision bu nga xam ni jël na ko dans sa tête pour moom dafa war a ñëw daan. confiance boobu moo naan xamoon naa ne dinañ bëre. waaw parce que yàgg naa ko seetaan xam naa ne jàmbaar la tamit. te du daw am na mbir yoo xam ne booy bëre ak ñoom da nga xam ne sa bëre day feeñ. waaw loolu xam nga boo ko nee la gën tax ma ne ko yaa ma préparé ba fii toogal nga da nga war a toog di ñu seetaan loolu laa wax sax. di seetaan ni ñuy bëree xool suñuy erreur sax mooy loolu. waaw. boobu bëggoon nga rek mu toog seetaan. waaw mu toog seetaan kon jàpp nga ne am na mbër yoo xam ne dañuy ñaawal bëre. am ñoo xam ne dañuy rafetal bëre waaw am na ñoo xam ne booy bëre léppay tëju. léppay tëju waaw mais moo daan na bokk na ci mbër yoo xam ne bëre bi day feeñ. day bëre nga bëre da lay bàyyi nga bëre moom bu bëre. te du daw xam nga du wari. ok macha allah en tout cas mu nekk un champion. moom Modou ñu koy encouragé. di leen wax ne jël bi du ko wàññi dara. day gën a bëri client. waaw day gën a bëri client. fi mu ne nii te waa Thiès nañu continuer di ko jàppale parce que lu may wax rek àll bu nekk la fay ñuul moo fa dib ñàkk. te Modou moom moo nekk Thiès di jàmbaar lool. fi mu egsi ci làmb du dañ koo xàllal wala dañ ko jàppale non day jàmbaar dafa ñafe laay fam am ay combat yu metti wane ci boppam jóge Thiès ñëw fii. këpp yalwaanu waa Ndakaaru delluwaat. 2006 ba léegi. musuma gis xale bi bëri ñàkk jom. mu dant 2006 laa ko njëkk a gis Ziguinchor ma ak yow. wallaahi mu nekk mbocc. waaw donc vraiment jàmbaar la te loolu mooy valoriser en fait. victoire u Diène. parce que bu doon Diène benn Malick Thiandoum la daan. voilà victoire bi du am cafka gu mu war a am. mais boo daanee ndaanaan parce que keroog la koy wax ne li tax ma jël la. moo di ni ñu mel ni yow bu ma bëriwul ak ñoom du ma egg fu ma bëgg a egg. effectivement mu gërëm Modou ci chance bi mu ko may. xëccoo bi dafa yàgg. moom. Quench. dañ doon yalwaan sax Modou Anta. dañ ko doon yalwaan ñoom ñaar. xam nga Quench daf ko ne. ngir yàlla. jël ma bu lee boo sax nu jëm Thiès. voilà kii tamit. ci gisam parce que dafa am benn nouvelle génération ñu ngi ñëw. dama leen bëgg lool. dëgg la du ma lim nag. kii pare na. waaw
ñaar ñi dese nañ combat. dama cax rek. da nga cax rek. waaw kii moom pare na mais ñaar ñi dese nañ combat. alors li ma bëgg a wax foofu mooy. gis nga fii ak li des ci saison bi ba la déwén. di nga gis génération xale yoo xam ne gis nga mag mu ci fekk. li may wax lu leer la. dañ lay waxoon naa ko ca. Bàcc Seras ak Modou Lo Papa Sow. mu ne ma bentu xaw ma lanu melentaan meddu melentaan xaw ma ëpp na xaw. waaw bëtu tan ëpp na melentaan jéggi na meddu melentaan jéggi na meddu melentaan. maa ngi koy waxaat fii. ñetti xale yi ma gis. te kenn ki bëri ba pare. ñaar ñi dese combat na leen ma ngi bàyyi xel. nañ leen bàyyi xel xam naa ni ñaar ñi dese combat cax la. am na ñu nga xam ne dinañu jëli. ndax am na ci xale bu nga xam ne ci MMA bi ma ngi cay def lu am solo. waaye bu ma baal ma bàyyi doonu alors mu nekk aussi une victoire vraiment macha allah éclatante ci lépp rek. mooy li may wax rek valeur victoire bi Modou Anta moom moo ko jox valeur parce que tolluwaayam ci làmb la ak njàmbaar gi mu wane ba egsi fi mu egsi alors loolu nag mooy examen de passage bu nga xam ne Diène da ko waroon def pour mën a jàll ci étape supérieure ndax classe supérieure nag boo fa duggee looy gën a dem muy gën di metti alors foofu la ñuy ñëw Alaaji Ngagne ci perspective yi parce que fi mu nekk nii nag li ubbeeku na nag mooy li ubbeeku ci moom waaw làmb ji ubbeeku na parce que am na sajji na am na fu mu bëgg a dem faxas na kenn am na ñu nekk ci kanamam foofu nag la ñu war a dugg parce que fi mu nekk nii dugg na ci cour bu nga xam ne mooy antichambre cour des grands l'antichambre de la cour des grands ci la Diène dugg bëgg dugg na ci bañ dugg na ci parce que méritam moo ko yóbbu foofu daan Modou Anta moo ko yóbbu foofu donc tey dañuy toll ci étape bu nga xam ne ku ko jël war nga koo jël ku ko jëlul daa am looy moytu. waaye Malick pour lu tax ku ko jëlul. déet am na ñu nga xam dañ la naan non c'est-à-dire jaaral fii kenn xam nga làmb ji. làmb ji Alaaji Ngagne. c'est-à-dire amul. c'est-à-dire moo fi amatul. kii moom amul benn c'est-à-dire. c'est que machin non amul. fi mu nekk nii jàll na classe supérieure. ñi nekk ci classe supérieure bi yépp xam nañu seen bopp. war nañu est-ce que moom jàll na classe supérieure laaj ko. si examen bi kay. waaw da nga jàll classe supérieure ak mention. mention bu doon bag ba di mention la dugg naa seen biir moom. biir ñan yegg si na ci tableau bi. déet biir ñan. waaw c'est que nag problème bi fa la ne. voilà ñan parce que tey koo ci lim rek seen combat boo moytul yàqu na. du yàqu mais Modou Anta fi mu bokkoon. waaw Modou Anta fi daan mu ko bokkoon moom ñoom xam nañu maa ngi seen biir. ay mbokkam ci làmb. ñooñu ngay waxal. waaw ñooñu. ñi nga xam ne ñoom la Modou Anta tolloon. waaw. xam nga Modou am na ñu mu doon visé. waaw ñooñu di moytu ba moom mu far ni xaaral ma jox booy bi chance. waaw jël ko. waaw booy bi nag léegi comme jël na chance boobu Modou day nekk foofu. waaw mais ñamu bokkaloon classe. waaw ñamu xeetool. ñamu xeetool ñii booy bi day ñëw seen kaw amul ma dem te ñëw. ñi ma Modou xeetool bari wuñu. déet bari nañu. bëri na ak Zarko. waaw. bëri na ak Yékini ñoom Yékini Junior. Moussa Ndoye. ñoom Moussa Ndoye. waaw. waaw classe googu yëpp. ñoom Lac Rose. ñoom Lac Rose. ñoom Garga. moom bu ma dee lim du ma fi jógee mooy génération boobu. doo fi jógee. donc génération boobu noonu. waaw ñooñu am nañu client. parce que ñëw na ci seen biir. waaw dugg naa seen biir de. ah waaw maa ngi seen biir de sànq. dafa am koo fa bàyyi. foofu noonu. waaw bu dul Lac Rose daal. Lac Rose moom da nga ko fa bàyyi. waaw Lac Rose moom xam nga. Lac Rose daal nga fa bàyyi. waaw ok ndax face bi. waaw face bi day xam nga. face bay xaw a kii. xam nga keroog bàyyam bi muy bëreeg Lang Sandé. mais père. bàyyam bi muy bëreeg Lang Sandé. face la ngeen boobu. face la ngeen loolu voilà waaye nag xam nga Yékini Junior amul combat de. waaw Yékini Junior amul combat waaye keneen it amul combat de. Yékini Junior amul combat Bari déjà amul combat te kii pare na si Modou Anta. Yékini Junior ak Diène Kaïré nag. neex na. neex na père. catégorie boobu daal dégg nga nee naa du ma lim. waaw mais ñi nga tudd nii yëpp. amul ñu ñu fàtte dañuy bëre. amul ñu ñu fàtte. kan nga déglu. Malick Niang sax mi ngi ci biir li bu baax. waaw ak ñoom Sa Thiès. bu baax non am na catégorie bi la rek. catégorie bi waaw Sa Thiès am na combat. waaw non dama lay wax rek catégorie bi dañ ko leb maanaam non ñi amul combat laa bëgg nga génne leen. non Malick Niang amul combat. mi ngi nii fu ne ma ngi fay toltalaan. Yékini Junior amul combat Malick Niang amul combat. ak kan Garga amul combat. Garga amul combat. Garga da ci bokk. si mu ngi waaye déet Diène. waaw Diène tey ñoo bin
mi ngi ci cercle boobu de. ah dugg na. dugg na. kon ama neex xamagul combat. ama neex tamit. ama neex mu ngi ci biir. laay lay la waaye yow cercle baa ngi bëgg a yaatu de. yow affaire baa ngi bëgg a bëri ay coow ah. ñooñu ñëpp laal ay adversaire potentiel lañu. ay mul nekk fii naan non booy bi c'est-à-dire nangam fii booy amatu fi. booy amu fi. xeebaate amu fi. kon ku Modou Anta bëreel rek. ku Modou Anta bëreel wala ku ni bëggoon nga bëreeg Modou Anta. wala Modou Anta bëggoon la war nga bëreeg. dama lay laaj tey. lii nag maa la koy laaj. ci sa carrière papa yëpp ba mu jeex. bu la ci naqari. ban combat la ci naqari. nga xam ne rek combat boobu daal. yaa ngi naan kii munul jaas. kii bis bu ma ko jàppee. bis bu ma ko jàppee non bëri na. non limal ñaar rek. fu mu jaar ak paa bi bis bu ma ko jàppee. ñan nga yaakaar. ba yan combat nga xool ne sa carrière papa rek xaw nañu ko gàkkal te ñii foog nga fóot ko. waaw xam nga bi may njëkkee mooy kooku bàyyi na mën naa ne muy deuxième combat ak Baboy. Baboy sam père la maa ngi koy nuyoo parce que. Baboy moom kii na. waaw non kooku moom bàyyi la waaw. waaw xam nga sam papa la daal. waaw xam nga maa ngi koy nuyoo. passage waaw ak kan xam nga. final kalaaf bi tamit metti na ma moom Modou Lo. kay. waaw moom ak kan. boobu waaw jooy naa ci ba sonn. ak kan Thien ñëwal ak kan. kon Modou bu yaboo. waaw boobu waaw non kii moom bëri na. paa bi moom mën naa ne defetam bu mu am ci làmb daf may metti. wax dëgg yàlla tuddul de te mi ngi fi amul combat. kan la moom xam na. yu ko jooyloo moom non xam nga non yéen xam na yu ko jooyloo. non day fattu dimbali ko rek gaawal. moom Ndiol. bàyyi ma ñoon. waaw Ndiol xam nga champion la mais comme groupe bi nga wax nii combat jànk yooyu. moo ma gën a parce que moom tam moo daan dafa bëri ak moom daan ko. moo daan dafa daan avant boobu. moo daan dafa daan rek ma bëri ak moom. moo daan te fayul na la foofu. waaw fayul na boo kon dam champion la maa ngi koy nuyu. moom daal cercle bi ma lim nii. waaw defe naa ni man daal moom ak Garga. combat la. moom ak Yékini Junior. combat la. Malick Niang nee na moom xamut lu mu doon. booy bi bëgg na ko. léegi nañu wax leen rek dañu yaakaar ne ñun combat la xam nga comme gars yi itam ñu day dund. dañu yaakaar ni dañu yaakaar rek dañu yaakaar ni booy bi at bi na rek. dañu yaakaar rek dañu yaakaar rek nag ngeen war koo mën a jël. non maa ngi seen biir maa ngi seen biir. moom mi ngi seen biir. maa ngi seen biir foog ñu jël ma. waaw ban grand nag mooy njëkk a osé ni booy bi na ñëw moom ma delloo ko redoubler ko. waaw loolu la ñuy xool loolooy coow li. loolooy coow ku ñu may loxo daal la ñuy wër ñun. may loxo. waaw gars yi duñu joxe loxo de. non foog ñu indi loxo. foog ñu indi loxo pour maintenant lu ma bëri ak ñoom. ah bon mu ranta mu ngi woon seen biir yàlla may na ma ndam ci Diène doom. aspiré na pour bëriwaat balaa saison bi jeex. si bëgg naa ko waaw. parce que teel a bëre bi loolooy avantage. bëgg naa ko daal. loolooy avantage am 2 combats ci saison entraînement yi xam nga 2 combats. mais Diène ama neex man loolu bëgg naa ko de. waaw. kon Diène ama neex. joow dina bëri de. di ngeen dafa leer. di ngeen joow. Malick di ngeen joowoo. làmb jooju booy ñëw. na nga indiwaale yëre géej. yëre géej. yooyu ñuy demee géej. waaw mooy seen yu vert yooyu. waaw nañ la solo yëre yooyu. gilet dama koy sol nañ la solo gilet yi. en tout cas merci en tout cas ñu koy féliciter bu baax encore une fois di wax ni champion la mi ngi ci làmb ji. fulaam ak faydaam indi na ko tey ci biir cercle bu nga xam ne moom la ñu tuddee l'antichambre des meilleurs espoirs de la lutte sénégalaise. làmb ji nag pour mu neex Alaaji Ngañ. il faut xale yi nangoo bëri seen biir. il faut que ñuy jàppan ñuy mayante loxo comme ni mu ko wax parce que fii ku fi egg ci kaw rek am na ku la may loxo. kenn amul benn mbër bu ñëw rek xuus jàll noonu te amul ku nga xam ne warul woon bëreek yow ca époque mu bëreek yow ba tey nga daan ko ba egg fi nga egg. parce que loolu moom mooy làmb. donc ay génération la te garab ci kaw lay fekkante. ñoom ñëpp mën nañu bëri ci seen biir ñàkku Diène mooy may ñàkku moroomam xaalis ñàkku moroomam moo koy may xaalis te da ngeen di liggéey business is just business amul ay calcul yu dul jeex ñëw leen ngeen bëre doole ji du leen fi xaar at yi du leen fi xaar donc te làmb ji fi mu nekk nii dafa saturé. ku am adversaire potentiel bu mel ni Diène te amoo keneen koo bëreel jëlal xale bi nga bëree ak moom parce que fi mu nekk nii ku ko teelu la jëlit bu ca kanamee day gën a métti. wallaahi. la ma waxoon bàcc. buy lu muy gën di dem muy gën di métti ku ko teelu la jël. ku ko teelu la jël nii. bu ca kanamee. waaw. billaay day gën a métti. dina naqare wala dina toll fu nga xam ne di nga ko soxla mu ne la ba ma la soxlaa. waaw léegi la ñu waxante ko nag. waaw nañu xalaat loolu léegi ma dégg ñu naan ba ma la soxlaa. ba ma la soxlaa da ngaa bañ. da ngaa bañoon léegi nga bàyyi ba man toog ci xilaafa bi nga bëgg a bëreeg man bëreewuma ak yow. nañu moytu loolu parce que garab ci kaw lay fekkante. en tout cas
am na jàppale le maire de la Médina ñu koy remercier encore Bamba Fall parce que aussi xam nga man loolu daf ma neex ci kilifa gox nga jege sa askan xam ni tey sport compétence transférée la bépp sport compétence transférée mooy compétence bu nga xam ni nguur dafa jël ci sañ-sañam jox ko ñi nga xam ne ñoo yor gox-goxaat yi pour ñu gunge askan bi te sport ci loolu ci la bokk moo xam football la moo xam discipline bu mu mënti doon képp ku ci yëngatu te nekk ca gox ba maire gox bi dafa la war a jàppale te dafa am budget bu nga xam ne dafa war a dugg ci sport te jéen bi muy dem dañu gis Bamba jàppale ko avant ñëw gunge ko ba ñu ko dogalee laaj ko mu ni leen man leen kenn rek ma fi indi jéen moo ma fi indi rek assumé ko bi mu ñëwee toog dama ko ne mais Modou Anta pourtant yaayam mi ngi Médina doomu Médina la mun ma mais yeewoowul Médina man jéen moo ma fi indi te ba jéen daanee aussi dafa ànd ak moom jël coupe bi di ko di bégee pare defal ko sargal bu mag jël 1 million may Modou Anta 200 000 ni ko maa la ko dampe ndokkeele la ko ci bés bi loolu rafet na Cheikh Tidiane Ba ak billet Makka Messi ak billet Makka bi mu may waaw may paa bi billet Makka loolu macha allah nee naa Messi moom na jox maire bi billet Makka ah Cheikh Tidiane Ba ñu ngi koy gërëm moom aussi waaw moom tam jàpp nañ seeti nañ yaayam fii point waaw vraiment mu kontaan ci lool waaw te am na lu ñu wax ne maa ngi moom États-Unis ayca fekkante dañ am xam nga lu ñu waxtaanee waaw xam naa nag dina ko mottali Cheikh Ahmed Tidiane mottalil parce que Cheikh Ahmed Tidiane lu mu wax da koy def te yow xam nga man xam naa Alaaji Malick Cheikh Ahmed Tidiane ñun ñaar ñooy wax yaay sama sëriñ mais je te donne l'ordre nga jàppale xale bi aussi quoi ñu bàyyi la nga sant gërëm Baba Diaw nga xam ne këram moom ci am production dëkk Medina këram sax fa laay préparé mook soxnaam vraiment tamit ñu ne si di si jàpp di dajay coono yu bari awa maa ngi leen nuyu xam nga ak jeunes yi daal grand yi sama morom yi teg ko si loxo président Pa Omar mu bëggal ma ko fi ñu jaaroon ñëpp magu sumbe junni tamit géej mbaar yëpp ñu ngi leen di remercier seen taxawaay daal gis nañ ko c'est aseg naa derk la tamit boo demee ku ci mel ni Pape Ale vraiment woo na ma tamit moom tamit jàpp si daj ci lu ne ñoom DG Mamadou Ndiaye ñëpp daal autorités yi Pape Sow tamit ñu koy sant day dëkk Kër Ndiaye loo xam nga jàpp na si moom it autorité yëpp daal ñi jàppale jéen su ma limee ak su ma limul ñoom Ousmane Sy Père Alsane Ndoye tamit ñëpp ñu ngi leen di sant di rafetlu seen taxawaay xam nga waaw combat bi daal ñu bëri dañ ci jàpp morom yomb suñu ñaan yi parce que ak ñaan yi daal xam nga paa bi nee na ma da ngeen a miraas seen bopp ndax waaw miraas xam nga da ngay bëre sax fëggatu mais sant yàlla ndam li xam nga jaloon na ko gis nañ nit ñi ku ci ne daal xam nga sa taxawaay si ñun ñaan yàlla affaire yi jëm kanam parce que moom laa wax paa bi ñu déggantee ma ne que en fait combat la bu nga xam ne li ngeen ci dépensé loolu amul solo parce que du combat wut xaalis combat ouverture carrière la parce que des fois nga am combat bu nga xamante ni da ngay miraas sa bopp ba doo ci am dara mais moom moo lay ubbil sa ëllëgu làmb ba la nga ca ñàkkoon nga rattrapé ko à l'avenir Malick bés bu mag ñu boole la ci le 4 avril opportunité boobu bul ko yàq ay war nga xam bés bu mag bii li tax ñu boole la ci ñoom ñoo sauvé bés ba di tey jii muy jéen am na yeneen supporters yoo xam ne indiwuñ ko woon te tey am na leen dëgg la ndax prestation bu rafet ndax bés boobu da doon bésu communion làmb toll fi mu toll te it ku mel ni Gaston tëgg sa papa ñëw tëgg la am bés bu toll noonu nga bëre ci tiitar la xale yi bëri ci bés boobu yëpp tiitar la ci ñoom Gaston daal am na mérite waaw tiitar la ci ñoom bi ci des mooy El Hadj Malick yaa ngi koy wax ci fi làmba toll tey xale yi war a bëri jóge fi bëree leen jóge fi soo xamee ne war nga jël xale bii ci teel bu ñu la seetsee matérialiser ko dem defi sa affaire dem bëri ji jël ko léegi de moo gën fi mu ne kenn xamul ci lu ñu jëm àdduna dañuy tëñëx rek léegi dañuy tëñëxi rek kenn xamul luy xew suba wallaahi dañuy tëñëxi dem rek comme li ñëw doo ko xam ak li jot a passé li mu ñu bettee kon bu ñu la joxee combat fii ak fin saison waxal lu raisonnable nga bëri ko combat ba jeex. Gaston de noonu lay fonctionner. nee na ku ma wax lu raisonnable. lu raisonnable du ma rey sama bopp. du ma sacrifier sama njaboot. mais ku wax lu raisonnable ma fay la. donc loolu yëpp rek pour dire que le Don King moom pare na pour tëgg mais il faut que gars yi jàpp ci xam ni contexte bi ñu nekk. le contexte économique dafa metti li ñu jógee ak lii ñu njatt te wàccaguñu muy Covid bi. conséquences yi mu am ci poche yi ak ci gafaka gi ak ci économie bi metti na
ku nekk da nga koy natt ci sa bopp la nga mënoon daaw mënoo ko ren donc bu fekkee da ngaa gis ay millions yu ñu takk bëgg la ko jox ci wàllu sport bi ngay def demal jëli ko gaaw nga dem bëre ji parce que loolu moo ay c'est important c'est important tey lamb weer lekk na ko wallaay weer lekk na ko bu ñu ci jógee ci mois de mai la ñu jëm million du caaxaan waaw mois de mai la ñu jëm million du caaxaan Max nee na million tuddul million meloo woon nii la tudd kon nag dem leen jëli millions yi te dem bëre ji loolu moom moo leen di may teraanga Alaaji Ngañ dañuy dem dëkku Modou Anta Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nga xam ni ka koy dundal làmb ci gox bi mooy nag Sidi Diakhaté le promoteur de la capitale du rail ñu koy jaajëfal ci ni muy def parce que loolu muy def bokk na ci luy dundal làmb parce que à part Dakar je pense que Thiès moom mooy région bu nga xam ne moo ëpp lu muy tëgg làmb te Sidi daf ciy contribuer lu bëri région de Thiès département de Thiès département de Mbour et cetera li ñuy tëgg ci ay làmb bëri na te ñu mel ni Sidi ñoom ñoo fay dundal làmb boole seen i déem ak seen i Dakar ak ñi koy jàppale parce que Sidi rek mënul dara mais il a des gens yi nga xam ne chaque fois dañ koy jàppale pour mu mën a tëgg xale yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox boobu Ousmane Gandigal moom moo fa daan Safi ki nga xam ne nag moo ñu fa teewal mooy l'infatigable Mamadou Diouf moom moo ñu demal ba Thiès kaay ñu ànd ak moom. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. deuxième combat de la soirée ndeysaan Bébé Building ak Fils de Landing Diamé Fils de Landing Diamé moo féete ndeyjoor Bébé Building moo xaw a poids tuuti moo leen féete càmmoñ jiital tànku càmmoñ ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Fils de Landing Bébé Building arbitre Fils de Landing Bébé Building léewtoo ñoom ñaar ngay jéblu ji de dafa mel ni xeex ba metti na mu ngay jéblu ji de woo dorogum tax la ilaha illallah Fils de Landing Fils de Landing dóor na Bébé Building mu daanu la ilaha illallah doomu mbër la Landing Diamé mooy papaam Landing Diamé mooy papaam dóor na ko mu daanu la ilaha illallah Fils de Landing Diamé di doom ci Landing Diamé daan na Bébé Building jël bu dee daf ko dóor mu wàcc Métro pare nga Boy Ngom pare nga Métro moo féete càmmoñ Boy Ngom moo féete ndeyjoor yoho Boy Ngom Métro Boy Ngom Métro oho waaye Métro Boy Ngom tout Métro def la ko de troisième combat de la soirée arbitre troisième combat de la soirée Métro Boy Ngom Métro plaqué na ko tuur na ko mu bañ ñu ngi bëre la ilaha illallah Métro ak Boy Ngom daw na jël na ko Boy Ngom jël na ko gën na ca Métro seetetetetet mu ngoy tàgg de weñ na ko daan na ko waaw waaw Métro numéro 2 daan na Boy Ngom Sigi Marley ak Mbisaan Jon ndeysaan ñoom ñaar ñu jàppante combat bi jeex ñu ngi lewtoo Sigi Marley moo féete càmmoñ Mbisaan Jon moo féete ndeyjoor ñaari mbër yi jàppante nañu door na koy prikil moom Sigi Marley bu Fass Boy ak Mbisaan Jon bu Tivaouane jël na ko fax na ko Sigi Marley fax na ko Mbisaan Jon bañ na bu koy mboot door na ko laaj moo ko mboot bu bañ Sigi Marley woho Sigi Marley ba mel ni Sigi Marley daan na Mbisaan Jon nañu xaar arbitre bi Sigi Marley ak Mbisaan Jon Sigi Marley daan na Mbisaan Jon waaw Lat Dior moo ngemboo ngem bu weex bi Ginjeer moo ngemboo ngem bu Lagos bu am lu weex li waaw Ginjeer moo dax na ko ndeysaan ñu ngi xeex riposté na ñu ngi xeex dawal jël ko ñu ngi xeex la ilaha illallah ñu ngi xeex waaye Lat Dior waay ñu ngi xeex la ilaha illallah jàppante nañu Lat Dior Ginjeer daan na Lat Dior Ginjeer daan na Lat Dior mais Lat Dior Ginjeer démérité Lat Dior démérité wul
Lat Dior daanaan la démérité wul Lat Dior daanu nga waaye démérité woo ngi léewtoo ñoom ñaar jël doom kilomètre 5 ñu ngi jël ñu xeex la ilaha illallah jël na ko ñu xeex ñaari mbër yi jàppal nañu la ilaha illallah ndeysaan oho jël dem daan na ko waaw jël dem daan na Cek Siñoor jël dem daan na Cek Siñoor daf ko weñ ndeysaan arbitre bi soufflé na 22h23 minutes yéen a ngi tey samedi 10 avril atum 2021 wala boog ma leen tey la ab gaaw di fukki fan di ñeenteelu weer ci weeru tubaab Safi sëkkatal na ko Ousmane Gandigal bañ na sa Ousmane Gandigal la nga koy wër Safi na ko taxawal Safi ngi kalaame Ousmane Gandigal ak public bi Safi nga koy kalaame ak public bi artal na ko door na ko Ousmane Gandigal Safi nga koy kar Ousmane Gandigal daw na jël ko la ilaha illallah boo jëlee bricule du baax de Ousmane Gandigal Safi jàpp na ci cangor yi li mu takk moom Safi jël na ko Ousmane Gandigal bañ na waaye combat bi neex na Safi Ousmane Gandigal Safi la ilaha illallah waaw Ousmane Gandigal daan na Safi daf ko sàcc waaw Ousmane Gandigal daan na Safi daf ko sàcc Ousmane Gandigal dafa sàcc Safi daan na ko. merci beaucoup Mamadou jaajëf ci liggéey bi ñuy féliciter Ousmane Gandigal moom ak Safi metti woon na lool mais mu am ca ndam lu rëy mais bésu Sidi moom bés bu xumb rek lay doon su Sidi lépp moo koy gérer waaw noonu la du bàyyi benn détail noonu la mbir boo ko organisé da nga ciy dem ba jeex nit ki li ko tax a jóg na ci dem ba jeex waaye Ousmane Gandigal defe naa ni mi ngi bëgg a jeexal nag waa Thiès waaw ak ndax nee na daal mooy meeru Thiès léegi man nag looloo ma jaaxal parce que mook Safi nu mu tudd ci rakku Modou Anta bi laay goote la woon man lamb jooju maa ko reporté combat bu metti Safi ne ko doo génnaat Thiès gis nga mu daan Safi jël bu rëy ak naqari bëri dafa naqari bëri parce que xam nga Ousmane Gandigal dafa lambe dafa am mbëru ñaay xam nga mbëru ñaay mbëru ñaay la waaw mbëru ñaay da daan am waaw te en temps dañu am ay mbëru ñaay dem si yàlla as mbaay ay mbëru ñaay la ñu woon nga xam fu nekk lañ daan bëri ci fu ne waaw foo leen kuy combat ñu dem bëri ji àll bi waaw ñu dem bëri ji seen ngemb seen saak lay ne dëgg la waaw Ousmane Gandigal façon mbër boobu la bien vrai que mi ngi Grand Yoff mbooloo waaye teg na tànk Thiès nee na daal Thiès moom Cheikh ña nga meloon noonu waaw Cheikh mbëru ñaay la waaw mbëru ñaay la ñoom dañu làmbe façon xeetu mbër yooyu dañuy dundal làmb bon kon ñu ngi koy félicité Sidi li nga wax kenn du ci dolli lu bari ndax Sidi engagement la am dëgg la Sidi lu mu dugg da cay jeex vraiment moo tax ñu accompagner ko di ko féliciter di li nga wax rek nañ ko gën a jàppale mu gën a def innovation xale Thiès yi capitaine Dina ak super jamono ñoom ñoo doon daje également ca arène nationale Serigne Modou Niang l'infatigable moom moo tëj nag daanaka maanaam moitié saison bi parce que début saison bi dañuy dugg ci weeru koor wi def naan làmb du ci am donc juste avant koor gi Serigne Modou Niang moom moo tëj li nga xam ne mooy ubbite saison bi en attendant ñuy génn weeru koor wi di ci duggaat l'infatigable Serigne Modou Niang ñu àndaat également ak l'infatigable Modou Diouf dem ba arène nationale dellusiwaat. ñaari mbër yaa ngi léewtoo premier combat de la soirée building moo leen wan ginnaaw ngem bu xonq bi Boy Diop moom ngeen jàkkaarloon sànni na mu tontu ko moom Boy Diop ngir roko ci suuf fayu na moom building building ak Boy Diop daan na ko waaw ñu xaar arbitre bi ba xam lan moo am ay laay la la dañu xaar arbitre bi arbitre yaa ngi gisee ci seen biir arbitre yaa ngi gisee ci seen biir waaw Boy Diop daan na ko
ñaari mbër yaa ngi léewtoo Bébé Modou Lo mu ngi koy wër Misu Mburu mu ngi aj garde gauche bi deuxième combat de la soirée fii ci arène nationale dimanche ngi léewtoo ñoom ñaar Misu Mburu moo leen wan ginnaaw laaw na ko mu bañ door na ko jël na ko jëlante nañu ndeysaan Bébé Modou Lo jël na ko takk na ko Bébé Modou Lo jëloon na ko takk ko génnewaat na loxo bi Misu Mburu ak Bébé Modou Lo Bébé Modou Lo mooy rastaman ngi jàppante ñoom ñaar Bébé Modou Lo rob na ko jaxabal kot na ko daan na ko lay la la waaw daal di ko kot yéeg ko kotu ginnaaw sarsi ko poids daan ko jël ba amul benn werante mu ngi noonu daw waaw fii ci arène nationale Mouniang production Siteu jàpp na ko mboot na ko Siteu jàpp na ko Boy Diop Petit Baye Fall mboot na ko mu koy bëgg a dóor ndeysaan ñu ngi bëree ñoom ñaar Siteu bu anti moo leen wan ginnaaw Boy Diop wala boog Petit Baye Fall Siteu longu na ko caxabal daan na ko waaw Siteu bu anti daan na Petit Baye Fall jël bu amul benn werante waaye Siteu bu anti daan na Petit Baye Fall jël bu amul benn werante waaw daf ko roof caxabal yéeg ko arbitre bi consulté na ay siisam arbitre bi soufflé na Siteu see daw na génn saaku yi ndeysaan dina am avertissement foofu di ngeen jot xaalisam ba noppi jox ko avertissement waaw men avertissement arbitre bi soufflé na Fils de Lac Sané ak Siteu see jël na ko ndax da koy daan daan na ko lay la xëy la waaye doomu Lac Sané bi waay sele doomu Lac Sané bi du nit lay la xëy la doomu Lac Sané la dafa doon mbër gi xoolal li muy li ci mbooloo lay la xëy la waaye lay la waaye dafa doon Fils de Lac Sané doomu mbër la Lac Sané mooy papam daan na ko lay la xëy la waaye Fils de Lac Sané waaye fils Kel Koki ak Rambo ndeysaan jël na ko Kel Koki jël na ko Rambo suruxal na ko ndax daf koy daan la ilaha illallah nañu xaar arbitre bi am na lu xew de waaw am na lu xew de Kel Koki ak Rambo am na lu xew de waaw nee nañu Rambo daan na ko nee nañu Rambo daan na ko Rambo daan na Kel Koki dafa daw paquetu ko jël tànk bi Rambo daal di ndeysaan rasu xëcc ko ndeysaan Caatu Limousine ak Taawu Anta ndeysaan Caatu Limousine ñoom ñaar ñu ngi ci digg géew bi Taawu Anta Caatu Limousine ñoom ñaar ñu ci digg géew bi ndeysaan ñu ngi bëree Caatu Limousine moo leen féete càmmoñ Taawu Anta saase na mu ngi koy bët moom Taawu Anta jaxabal na ko lay la xëy la waaw daan na ko de Caatu Limousine daan na ko waaw Caatu Limousine daan na Taawu Anta jël bu amul benn werante daf ko roof jaxabal dal di ko yéeg daan ko jël bu amul benn werante ndeysaan capitaine dina écrit Yoff c'est super jamono école de lutte Mor Fadam grand combat de la soirée grand combat bi mooy grand combat bi mujjee am ci weeru avant weeru koor bi ndeysaan ñaari mbër yaa ngi léewtoo dimanche 11 avril atum 2021 wala boog ma leen tey la dibéer ñaari mbër yaa ngi xeex jël na ko c'est super jamono jël na ko capitaine dina door na ko la ilaha illallah dax na ko capitaine dina dax na ko la ilaha illallah dax na ko waaw daan na ko ci ginnaaw de daan na ko ci ginnaaw de luy xew waaw capitaine dina daan na ko waaw capitaine dina daan na ko bi mu dawee signalé arbitre bi attewul capitaine dina heurtal ko daw jël ko chargé ko poids voilà capitaine dina noonu la daane ki nga xam ni moo di Cheikh Super Jamono waaye Alaaji Ngagne balaa ñuy génn arène nationale dañ fay des. waaw. ndax au-delà des combats dañuy féliciter Serigne Modou ci organisation beeg lépp. mais dafa am lu nga xam ne foog ñu def ci taxaw seetlu. dañuy ànd ak Modou Diouf. dem arène nationale won leen jëf ju ñaaw ji nga xam ne moom la fa supporters yi def. vraiment kenn mënu ko qualifier dañuy dem xool ko dellu siwaat man ak El Hadj Ngagne ak Diène wax ci lu mel nii parce que lu mel nii kenn mënu ko rafetlu on le condamne énergiquement te dinañ ci dellu siwaat bu nee saa nañu ko xool ànd ak ki nga xam ne mooy Modou Diouf def na fa plateau bu am solo ñu dellu siwaat ci plateau bi.
lii rafetul lii ñaaw na waaye lii ñaaw na trop waaye oh Sénégal nañu defaraat jikko yi Sénégal nañu defaraat jikko xale yi nañu defaraat jikko yi lii rafetul lii ñaaw na waaye lii rafetul dara waaye lii rafetul Sele lii ñaaw na da nga may seetal lii ñaaw na torop lii rafetul ci làmb lii rafetul dara waaye lii rafetul war nañu xoolaat li ñuy def lii rafetul dara lii ñaaw na torop lii ñaaw na trop lii ñaaw na lii rafetul dara lii rafetul Sénégal nañu defaraat jikko ndaw ñi Sénégal. lii ñaaw na Abou. benn boy bi maa koy delloo sa lii ñaaw na ci deru Sénégal lii rafetul ci deru Sénégal nit ki bu ñu la defaralee da ngay fexe noo ko sànni pour mu rafet mais waroo ñëw di ko yàqaat kenn du toog ci bànqaas ba noppi di ko téye te liñ toog ci bànqaas ba noppi di ko téye Abou lii lu ñaaw a ngi nii Sénégal. bu ngeen gisee tey ma ñëw fii di fi def plateau muy loo xamante ni lu am solo la dañu gis ay yàqu-yàqu ci stade bi ñu moomal ko suñu bopp nga xamante ni ñoo ko moomal suñu bopp bu ñu ko yàqee suñu bopp la ñu ko yàqal bu ñu ko defaree suñu bopp la ñu ko defaral kon c'est pas normal supporters yi nga xamante ni ñoo supporter mbër yi ñëw fii ci stade bi seen mbër moo xam sa mbër daanu wala sa mbër daan ngay yàqaate sièges yi nga xamante ni sièges yi ñoo ko moomal suñu bopp arène bi ñoo ko moomal suñu bopp nun la ñu ko defal defaluñu ko beneen réew Sénégal la ñu ko defal kon war nañu cee mën a jàpp pour mu rafet mais mbër yi nga xamante ni ñoom la supporters yi di supporter mbër yi nga xamante ni ñoom la mbooloo mi topp ci seen ginnaaw est-ce que jotul ñuy waxtaan ak yi nga xamante ni ñoo topp ci seen ginnaaw pour ñuy defal li nga xamante ni moom la ñu moomal suñu bopp. voilà Alaaji Ngañ ñoo ko gisandoo saisi la xale yi buddi sànni ñenn ñi mooy ñi gañe man nga gañe ba pare di daaj yi sées jaaxal na ma ñeneen ñi mooy ñi ñu gañe arène nationale investissement bu lourd ñu def ko ci Sénégal ñuy jooy problème mu infrastructure sportive tey jii ñu dem ba xale yi mal civilisé gi ñu wane foofu ak mbaadoole gi ñu fa wane kenn mënu ko qualifier parce que lii manque de civisme la manque d'éducation la parce que réewande kese moo ko lal lu mel ni amul dara lu ko mën a expliquer du contentement du mer amul dara lu mën a expliquer ces yooyu nga xam ne moom lañ ñu defaral ñu ñëw di ko dajji te dañ ñoo séddoon ci gaalu xaj waaye tey lekk nañ ci ñu bari dañu war arène bi ni ko chinois yi defee ñoom dañ ko defar parce que ñoom dañoo discipliné mais ñun ñi ñu ko defal ay bangi xeer la ñu waroon defaral donc même bu ñu defoon bangi xeer sax boo moytu nañ fa dugal ay marto di ko toj mais lii moom c'est vraiment vilain image bu ñaawee nii on le déplore El Hadj Ngagne. El Hadj Malick bu dee dañuy fóot rek ñuy gàkkal saa yi ñu fóotee ñu gàkkal ñun image yi bëgguñu sax di ko teg dëgg la mais il faut ñu ndax teg ko dañu nekk ci promotion làmb ñuy fóot rek ñuy gàkkal kii boo xam ne nag saa yu yotu buur jógee am ñu ci téye ñi yàq duñu jub waaw dégg naa dëgg ñi may waxal j'interpelle en premier les lutteurs en activité ak le président des écuries toujours nag saa yu coow amee ñooy wax waaye ngal lii na ngeen ci wax te buñ ci jëlee ay dogal bu leen ci indi ay tinu bàyyi leen ñi ko yor responsabilité bi jël seen responsabilité CNG bi làmb mi ngi bëgg a jooy wéet
ñii nee na attan ngeen ko ñii nee nañu attanu leen ko ma wax leen li ñu leen di jëwee tey nag c'est le moment. gis nga boo leen foorul gis nga boo leen amul mental gis nga boo leen dul jël le devant gis nga la xewoon fële ca télé bale bërka démb ngeen gis ñuy publicité lu légalul dama ne combat Modou Lo Ama Baldé biñ koy publicité ci télé bi waroon ngeen intervenir ne combat bii mënuñu ko jàkkaarloo foofu même bu dee télévision boobu xamul la ko ca nar a dal te maa ngi leen di sax yàlla baax na mais bu xale yi duggoon ci biir ñoom dootuñu am télé biñ ko gisee ñu koy défilé ci télé bi rek la ñu waroon interpeller borom télé bi artu ko ne ko lii ñu bëgg indi foofu amul bien vrai que promoteur bi la ñu war a njëkk a waxal mais nañu artuwaale borom télé bi loolu fa amoon te dëkkandoo yooyu nga xam ne ba 3 heures du matin mënuñoo nelaw ñu dem nag ci stade bii nga xam ne fii nga wane léegi ñu def nii chaise xale am na xale boo xam ne mi ngi ci kaso bi ba léegi xam nga ko jàpp film yi te film bi xam nga lu muy def moom dalay noonu lañ ko waxee capturer moom dalay capturer danaan la crépp ñu jàppale identifier la jàppale yóbbu ngal CNG ñii nee nañu attan ngeen làmb ji ñii nañu attan làmb ji lii ñu gis nag muy raam te jëlul leen ci dogal bu wóor bu wér di yëkkandoo di tegandoo waxuma rek stade bi Malick dama bëgg nga may ma rek ma def benn l'arrêt CNG bu leen nangu ku leen potoxlu muy benn promoteurs yi yemale leen même pied d'égalité licence rek la ñu am looy defal ma Samba defal ko ma Demba c'est ça kenn ëppalewu ci sa morom ci làmb ji muy benn muy ñaar ñett organe de presse yi yemale leen yi ma gis muy am di xeeñ neexul te dama lay wax làmb mi ngi bëgg a jooy wéet te amagu leen sax ñetti weer xaw ma ñeenti weer jël leen seen responsabilité en main yemale leen ñëpp di informer ñëpp à temps man bu ma koy wax xam ngeen lu tax ma koy wax ndax la ca biir suma loxo yi li muy néew dugaloon naa ko ca Malick dugaloon na ko ca Massamba dugaloon na ko ca ku ñu may opportunité bi mooy le ministre des sports Matar Ba bu leen ko décevoir jël leen seen matukaay en mai foofu nag waaw Alaaji Ngagne le ministre des sports aussi waaw xam naa ni dina jël ay responsabilités oui parce que infrastructure bi daf ñoo war a jaral ñu teg ci suñu bakkan waaw dañ ko ciy teg suñu bakkan ku ko nar a yàq nañ ci jël ay mesures yu sévères parce que li nga wax dafa am solo mooy la preuve par l'image mooy image jàpp la ñu gis la nga yàq loolu amul looy weddi parce que image moom image la man nekkuma fa kenn mënuma faa taqal yow mi jël nag di buddi ba ñu filmer la te arène ba yëpp dafa am ay caméras de surveillance ñaka def ñëpp nañ leen identifier kenn par kenn ku ci nekk lañ la war a teg ci ay daan ñu teg la ko yóbbu la ci yoon yóbbu la ca mbaxana doone benn parce que nag ñun dootuñu fi nekk di ñaanal kenn il y a des actes yi nga xam ne kenn mënu ko tinu quoi vraiment yéen a ngi yàq làmb ji ci lu nga xamante ni tegu leen ko fenn c'est de l'incivisme c'est de l'indiscipline lu nga xamante ni vraiment il faut que ñu jël ci ay matuwaay le directeur du stade na jël ay matuwaayam le ministère des sports na jël ay matuwaayam nañu le CNG na jël ay matuwaayam ñu def partie civile jël affaire bi yóbbu ko ci yoon CNG li mu war a daan mu daan ko ñi nga xam ne dañ leen war a yóbbu ci yoon ñu yóbbu leen ci 16 bu ci nekk ku ci nekk ko dagg na ko fay parce que loolu waruñu ko seetaan làmb jaa ngi bëgg a yàqu jéen loolu li nga gis nii ñaaw na trop te yaakaar naa ni keroog say supporters ñëw nañu xumbal nañu tëgg nañu fecc nañu daan nga ànd nañu ak yow ñibbi yàquñu fa dara te loolu la ñu soxla non dëgg la père man de yàlla samay supporter bu waxuma la man de mais ña fa ne bu ñu la gisee ngay jéem a laal siège jàmmoro yooyu ñoom ci boppam ñoo koy rek ñoo njëkk a wax ak yow avant tout très bien parce que ñun ñu ngi ñuy séentu fenn booba tey dem ba tey da ngay romb ñu ne waaye mbër yi stade bi waru woon am ay genre siège yooyu ciment rek la leen war a def te loolu saaga la si ñun nañ ma baal parce que ñun ay nit lañ ñu responsable lañ quand même mais dama xam nga lépp rek li père wax sànq rek génération bi moom dañ nar a mujjee puso bi mu réer baaxul de parce que dëkk bi côté yëpp léegi côté violence moom la ñuy wane côté yëpp te mbër bu ne say supporter war naa bañ li yàq làmb jóge si yow
waaw moo tax kër yi daal nañ gën a yaraat xale yi. parce que jikko bi nga war sa kër rek ngay wane stade moom ngay wane foo mun. yow say supporters naka la ñuy organiser woo ci côté boobu parce que dafa mel ni dina am sensibilisation ak waxtaan ni nii la ñuy demee stade nii la ñuy supporter nii la ñuy ñibbisi. tooñ sax dañ koy bañ tooñ. bul tooñ nga romb yor sax waxuma la jëlee fu jàmm wala dof lu de. romb wax nit loo ko warul wax rek booy dañ lay yemale. te bu jeexee dañ la woo canaliser la ne la lii mbokkul si ñun. Malick ci li ma xam ci fi ma dëkk laa wax xaw ma beneen gox de nañ ma baal waaye Médina rek a topp mag la doom topp bàyyi dama lay wax de xam nga yaa ngi dégg Kayre wax kenn gënu leen a show bu ñuy Defal show ndànk rek. dañuy show ba mu kii boo leen woowee ci rayante dañuy tay ñoo seen gën a bakkan mais bu tàng. supporter jotee dañu koy teg ci ñoo yoon. gën a tàng waaye kaay mu wax la lépp ci sportivité lañ koy def mais c'est ñaare ça sport amul lii waay. c'est-à-dire même gis nga ci nawetaan bi bu ñu débordé am na ñoo xam ne bu ñu génnee rek ngeen arrêté bu ñu génnee ngeen arrêté parce que dafa am rax rax bi mooy dafa am benn génération boo xam ne ñun occasion bi ñu am ñoom fekke wuñ ko ñun dañ la daan gérer ba ci koñ bi c'est ça. am na boo génnee grand boo xam ne bu taxawee ci koñ bi ñemee woo def dara waaw xale yi nag xàmmeetunu ñàkk xàmmee googu mooy loolu ñuy wax xamadi bokkul ak reewande parce que boo nee xamadi dañuy foog ne déedéet ki xamul dañ koy xamal ki xamul nañ ko xamal bu ñu tàyyi ci xale yi di leen xamal ki réew dañ koy yar te reewande jigul xale mag mi nga xam ne sax moom mën naa réew moom la ñàkk jik asama xale mais lii daal El Hadj Malick ñaaw na rafetul te wax nga ko gaalu xaj buñ la ci séddee bul ci lekk xale yi yéen ñëpp benn ngeen bi dëkk Médina bi dëkk Fass bi dëkk Gueule Tapée bi dëkk Buun bu dëkk fu ne Pikine suñu xale lañu ñoo leen jur même génération te kenn xamul ban xale lay jariñ kon bu doon suñu sago xale yëpp jub xale yëpp nekk ci lu baax xale yëpp nekk ci jàmm te lii nag lii El Hadj Malick dëgg yàlla ñaaw na lool. ñaaw na te amul kenn ci làmb ku ko gis te ruusoo. ñun ñëpp am yaraange ñun ñëpp ruus gàcce la ci ñun quoi. mbër bi nga xam ne sax moo taxoon ngeen dem stade am na lu ko naqari parce que bu sañoon lu mel nii doo leen ko fa def. parce que lii du lu kenn xam quoi franchement lu ñaaw la te dañ koy condamner avec énergie te nag xëbal bu njëkk day dal. waaw yar bu njëkk. waaw xëbal bu njëkk. olof nee na. yar bu njëkk. day dal boo ragalee fukki xale. bëgg leen a rey bëgg leen a yar bu njëkk ba da nga koy rendi xàttit ba ñu gis. te nag xale bi bëree papa mérité wul loolu. waaw vraiment ndaanaan la. kuy sa bàyyi lang saane. bu dajewoon ak Moustapha Gueye. kuy sa bàyyi lang saane moo dajewoon Balla bi numéro 1. kuy sa bàyyi lang saane nga xam ne. keroog bi muy bëri Moustapha Gueye numéro 2 bi muy dajeeg Baye Mandione lang saane ca ngor ga lang saane ca njàmbur ga nga xam ne du sigi xool la di ndaanaan mu jur la ay xale ànd ak yow ak beneen combat ngeen daan ba pare daan ku daan da nga war a jubilé da nga war a kontaan mais di dagg ay sees di sànni boo daanoo sax waroo ko def boo daanoo sax goreel nga ñibbi franchement ba Thiès loolu am na fa barki démb tey amuñu infrastructure stade Lat Dior la ñuy fubale te dañ ñoo sax toléré ñu fay fubale donc nañu gën a góorgóorlu ci loolu alaaji ngeen gis nga verte bi dama ni jéen tey beere vert la beere bi rek a des nag Malick mënoon nga ma wax ne vert ngay sol da nga yoxu su de daabo Filitex rek moo fi jaar mooy gis nga Swiss Gold bi. waaw man nag bii laa la feloo. waaw mu ngoog bii mooy Dabo Filitex. maa ngi lay bëgg bu baax. voilà di nuyu waale Seydou. magum kër ñu koy nuyu. waaw Seydou magum kër dem naa fa mais gisante wuñu mais maa ngi koy nuyu Seydou magum kër ñu koy nuyu. Tidiane ñu ngi koy nuyu. gis nga fi ñu génnee. moom laa la wax. ak sa verte bi moom dafa grave. verte bi da ko def waaye Mass Cooper. moom tay gis nga Mass Cooper moom moo ma jaar fii. en 77 033 33 mi ngi noonu moom mooy numéro bi 77 033 33 en face mosquée Abbas Sall bi nekk ci 2 voies Liberté 6 foofu la nekk Mass di xale bu baax xale bu yaru xale bu mën ñaw ba pare di jàppale Boubacar Diallo. lu Boubacar sol moo ko ñaw tey ji nag moom moo dama ko jox rek Filitex
verte bi en Swiss gold bi rek. ni ko yàq ko. miin na Filitex. waaw miin na ko. waaw bay diir rek miin na Filitex. bay diir tamit miin na waaw ko. bubsu waaw waaw léegi la ma ni dina yéeg gis la parce que nee na ma doomam combat bi tamit dafa dëggal boppam keroog ñoo ne ma ñun maintenant la ñoom. voilà merci beaucoup Rama mi ngi mel naan temps bi jeex na xam naa ni dina ma dóor merci à Rama merci aussi à Thiandoum ak suñu cadreurs yi nga xam ni ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu mel ni mu mel suñu monteur aussi Thioune ñu ngi koy jaajëfal dañuy bër nag waaw dañuy bër dañuy bër waaw père jox ma nouvelle bu dañuy bër waaw parce que man koor gi du ma am njëriñ non dañuy bër dañuy bër noppalu tuuti waaye li gars yi namoon iftaar bu xew ci jamono moo ñëw jël place bi yoon nekkuñu ci biir kii bi waaw dañ ko yóbbul population bi fekk jëlee gis nga bayal boobu ci score liberté bayal boobu waaw loo fa gis ba weer wi jeex iftaar la avec ITV en tout cas au cœur du Ramadan incha allah dinañ leen gunge bu baax a baax merci à tous et ba koor gi jeex incha allah ñu dellu siwaat ci yeneen émission yu nga xamante nii moom la ñuy ànd ak yéen ci arène sénégalaise. ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor